waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM. mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu dellu seeti ak yéen ci quartier général tey nag mooy samedi bi mujj ci weeru koor gi certainement sax mooy samedi bi mujj pour quartier général fi mu ne wax ji dem na àddinaa ngi waxtaanee est-ce que QG day continuer après koor ou pas de toute façon yéenay décidé on verra maximum mu sénégalais yi ànd nañu ak ñun waaye ni ngeen ko bëggee rek la ñu koy defee loolu moo tax ñuy leen di faral di wax ni nous vous devons notre leadership alors tey tamit ñun ñëpp a ngi fi Mado. Faty Dieng ak suñu maam mami mooy maamu xale yi maa su man pourquoi duñ ko woowee tata mami yow da ngaa doy waar toog ci biir xale yi nii mel ni seen morom nga pour yow yaa ñoo maase. yàlla def na amuñu téeméeri at waaye suñu maam duy na téeméeri teen ci téeméeri butéel jox ñu naan. alhamdulilah te dem nga ci téeméeri dëkk. waaw xam nga judd boo gis bu nekk rek sante yàlla la ndaxte xel dina magi at. en fait moom en réalité li Sénégal xamul xelam dafa judd 50 ans moom mu doog a ñëw. macha allah. bul ma cat. voilà ñun ñëpp a ngi fi Alfie bien-être comment bien manger mais pourquoi gars yi bëgg a jël sa rubrique lu tax ñu lay kii ñu jël sa yëf man loolu daf may naqari. kaay nag Pape ba gannaaw ba ma nuyoowee. waaw. togg dafa xew de. dëgg la dëgg. togg xaw ma lu xewul de waaye togg moom mi ngi bomb. temps yi moom star nga moom temps yi et puis Sénégal dama gis ni dañu xewal musóor grâce ak yow. dëgg la gisoo nii rek. yow c'est-à-dire ndey ndaak sax daf lay tendance léegi ci affaire mode. c'est grave. yow ndax nga may jaxasee kii di ma habillé di ma daggal musóor. ndey ndaak toujours jolie. merci Pape Cheikh on essaie de faire voilà avec quoi di jéem a góorgóorlu rek pour bañ a màgget. toujours belle quoi. waaw duñ ko bàyyi xale yi. il y a beaucoup de Sénégalais qui demandent lan mooy seen secret pourquoi vous êtes tout le temps belle pourquoi voilà quoi ça c'est des questions qu'on se pose. jéem ko cultiver rek il faut bien dormir def tuuti sport et puis voilà même si des fois il y a des soucis voilà dañuy jéem a góorgóorlu rek ba nga xamante ne dañuy mën a évacuer à notre manière. li nga xamante ne mooy stress et puis gëm sa exactement c'est ça exactement good mood or good mood. Good moon d'accord. voilà d'accord beauté intérieure bi nag dafay génn wàll comme ni ko Alfie waxee. ok et puis même il y a plein de Sénégalais qui se demandent aussi Mado comment tu as fait pour maigrir hein? Parce que tu étais grosse bi ngay doog a commencé ci télé bi. macha allah ginnaaw bi ma la nuyoo Pape Cheikh nuyu ñëpp ci nekk ci plateau bi tubaar fakàlla nag waaw xam nga nag maanaam man sama bàjjen daf ma dàmp bu baax def ci man li war def ci man karité. non mais def lépp en fait les gens veulent savoir ndax da nga am régime booy suivre ou pas. dàmp yu baax yi moo ma jox faaj bi. ba pare xam nga yenn xale yi maanaam man sama yaay au lieu mu tëj ma ci potu ndaa xam nga boo ma tegoon ci potu douce. day am dagg man ndeysaan ci tànk yi la ma doon def xam nga da ngay def li ce qui fait que donc yooyu ay technique la quoi. voilà léegi nag bu ma demee ba xool xam ne ndoxu télé bi tubaar fakal la day joxe taar waaye day yokk ndekete ma ne ni may yokkee kon man il faut que ma wàññi sama bopp pour méngoog moom nu muy yokkee ma xaw a tane donc j'ai fait vraiment un régime. da nga suivre régime. j'ai suivi d'abord un régime. parce que drastique wala. pas drastique mais quand même c'était vraiment manger il faut au moment il faut et à quelle heure il fallait et ce qu'il fallait manger donc dindi lépp loo xamante ne comme ni mu ko wax Alfie waxee manger équilibré mais quand même faut savoir que dama amoon benn coach bu ma suivre muy Fatima Ba depuis Paris elle m'a beaucoup aidé et léegi nag bi ma paree sama régime maintenant j'essaie de garder la ligne léegi nag wàññi lekk ba graisse yeeg xeetu yooyu yëpp laa bàyyi boisson meew tout ce qui peut grossir maintenant je garde la ligne. Il faut bien manger comme li Alfie di wax Faty Dieng tam mu ngi fi Faty li jaaxal gars yi mooy nooy journaliste sànq pare ci guddi gi encore nga feeñaat yaa bëgg télé. waaw yaay sama mag. yow quand même feeñ 19h feeñ 22h. boole ci da nga fàtte 13h bi. et puis da nga changé yére. tey feeñ 13h 19h ñëwaat quartier général sol nga ñetti yére. non 13h bi ak 19h dama ko boole.
kon tey ñaari yére rek nga consommé. C'est vrai que feeñ télé dafa xaw a metti finalement quoi. J'ai rencontré une personne la dernière fois je pense que yow yaa def journalu 13h journal xaw ma ban heure ak bu mujj bi nga sol même yére une personne m'a appelé ne ma mais pourquoi moom mu sol même yére bi ma ne ko non mais da nga koy jox lu muy sol. Et puis xam nga soo ñëwee par exemple nga def si journal 13h tu n'es pas obligé de rentrer chez toi journée bi jeexagul. L'essentiel mooy solal yére bu correct boo xam ne boo ko solee 13h mun nga koy sol à 19h parce que ñëwuloo pour wane peut-être modèle da nga ñëw pour joxe ay xibaar donc le plus important mooy nga sobre nga simple donc après li ci des yëpp ay voilà quoi soo ko mënee nag bu la neexee nga dem rafraîchir un peu mais si tu peux pas le faire tu restes avec ton habit et puis les Sénégalais comprendront. Voilà et ils te comprennent et puis si daal tamit mu ngi fii ñun bu ñu dee préparé émission bi ci ginnaaw on dit souvent que moom mooy ambassadeur ñu fi nekkul ñoom Ndeye Marie Ndiaye Gawlo ñoom Ndiaga Mbaye ñoom Ndongo. non Pape maa ngi lay nuyu di nuyu ñu ma bokkandool plateau bi di nuyu donc tous les téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan QG li ma naan QG tous les week-ends moom c'est le grand rendez-vous des téléspectateurs. C'est sûr. C'est clair alors donc maa ngi lay bëggee d'abord et puis de leur toutes nos félicitations ndaxte QG gis nañ ne que ni pas vraiment. Tu as assuré c'est toute une équipe. Et puis le peuple sénégalais. C'est tout le monde. C'est tout le monde donc c'est une équipe au fait mais bu ñuy waxtaan tey Pape tey réaction yi ni am maanaam ci mbedd bi c'est-à-dire dañuy génn ñu sonn mais vraiment QG on adore vraiment mais Pape mention spéciale. Ah oui c'est toute l'équipe loolu moo tax ñu bëgg sargal sénégalais yi surtout parce que tout le temps là dina am grand QG. Du lundi au samedi tu es là tu présentes l'émission. Grand QG gars yi ku ñëw comme ñun tous tout le temps équipe bi ñëw nu bëggee ni gis ni vraiment Pape tu fais du bon boulot. Donc loolu il fallait que ma passe au message. ci loolu ngay wax sax j'aimerais montrer téléspectateurs yi grand QG bi parce que ñu bëri certainement bëgg nañu xam naka la ñuy defee émission bi ñu bëri bëgg nañu ci bokk ak ñun alors on a choisi bis boo xamante ni on recevra tout le monde yéen ñiy seetaan te bëgg a àndandoo ak ñun ci quartier général am ngeen possibilité ñëw assister quartier général dañ leen di won annonce bi et puis on se retrouve juste après pour téléservice bi. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara. Vous voulez participer à votre émission Quartier Général, c'est possible. Quartier Général en mode Korité, appelez vite au 88 628 78 79 et vous serez peut-être sélectionné pour venir assister à l'enregistrement de l'émission. Retrouvez Pape Cheikh Diallo et son équipe pour fêter ensemble la Korité. Appelez vite au 88 628 78 79 pour réserver votre place. Nombre de places limité. Bonne fête de Korité à tous. Wow, TFM. Voilà ku bëgg a participer ci grand QG bi mën nga woote ci 88 628 78 79 loolu moo leen di permettre ngeen assister ci émission bi incha allah mais nag nombre de places limitées c'est ça donc c'est le moment ou jamais ngeen woote ci numéro téléphone bi nga xamee ni mu ngi affiché wu ci écran bi réservez vos places ça vous permettra ngeen ñëw assister ci bis boobu ñu koy amal muy grand QG ñu jàll ci xibaaru jaww ji Zeyna lañ ci àndal comme guddi gu jot. TFM jërëjëf def seetu Sénégal TFM. sant leen ci seen ànd ak Télé Futurs Médias dal leen ak jàmm nag ci xibaaru jaww ji bu ëllëg dimanche 3 juillet 2016 Dakar nag ci suba si dina am 24 degrés Saint-Louis itam dina am 24 degrés Podor 27 degrés Matam 28 degrés Linguère 27 degrés Diourbel 25 degrés Kaolack 26 degrés Tambacounda 25 degrés Kédougou 23 degrés Kolda 23 degrés Ziguinchor 24 degrés ci ngoon gi nag Dakar dina am 28 degrés Saint-Louis daal di am 30 degrés Podor 41 degrés Matam 42 Linguère 40 Diourbel 37 degrés Kaolack 36 degrés Tambacounda 37 degrés Kédougou 33 degrés Kolda 38 degrés Ziguinchor ak 36 degrés géej gi nag dina yéeg suba ci suba bu juróom-ñaari waxtu toftalee juróom fukki simili ak juróom daal di yéegaat ci guddi gi bu juróom-ñetti waxtu toftalee fukki simili ak juróom géej gi nag dana wàcc dana fer ci kanam tuuti ci guddi gi bu benn waxtu toftalee fanweeri simili daal di feraat suba ci bëccëg gi bu ñaari waxtu toftalee juróomi simili
waxtu yi gën ngir dem nappi nag suba benn lañ ciy am dana tàmbale bu midi toftale fukki simili ak juróom-ñeent dem ba ñaari waxtu bu tegal fukki simili ak juróom-ñeent ëllëg nag jant bi dana fenk bu juróom-benni waxtu toftale ñeent fukki simili ak juróom daal di so ci guddi gi bu juróom-ñaari waxtu toftale ñeent fukki simili ak ñett lii mooy xibaaru jaww ji bu suba dimanche 3 juillet 2016 Pape Cheikh. merci Zeyna merci loolu mooy xibaaru jaww ji et puis Zeyna vous accompagne ci réseaux sociaux yi Snapchat Facebook ak Twitter on te retrouve dans quelques minutes en attendant ñu jox leen taux de change bi très rapidement $1 mu ngi toll ci 588,885 francs CFA €1 mu ngi toll ci 655,957 francs CFA une livre sterling mu ngi toll ci 581,421 francs CFA un yuan chinois mu ngi toll ci 88,5429 francs CFA ñu jàll ci waxtu julli yi à noter balaa naafila yi merci Pape Samba alors julli suba teel mu ngi toll ci 5h26 tisbaar julleem mu ngi toll ci 13h15 takkusaan julleem mu ngi toll ci 16h39 timis mu ngi toll ci 19h49 gée mu ngi toll ci 20h59 bis bi tey bokk na ci bis yi mujj ci weeru koor gi bis boo ci woor dootoo ko woor semaine prochaine ñu jàll ci naafila yi tey nag dañ ci ànd ak oustaz Assane Seck wala El Hadj oustaz Assane Seck. Macha Allah. mbokk yi mu ngoog loolu mooy naafila 27e guddi gi ñu jàll ci rek ci ay kàddu oustaz ginnaaw bi ñu nuyoo ba pare. waaw fa tabarakallahu Baye Cheikh ñu ngi lay delloo nuyoo na nga El Hadj oustaz Assane. ndeysaan macha allah nuyu Zeyna Sidaat Ndeye Ndaak Alfi mami Adja Fati ak Mado di nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média Baye Cheikh comme ni nga ko waxee guddi gi fukki rakk la ak ñaar si ku ko man rakk boo defee ñaari rakk nga sëlmal rakk bu nekk nga def benn fatiha ak inna anzalnahu fukki yoon nga def ko fa tabarakallahu guddi gi nag am na ñoo xam ne tey la ñuy def li nga xam ne moom mooy seen laylatul qadri wax nañ si waxaat si fa tabarakallahu guddi la goo xamante ni lu si waay jaamu yàlla doyul lu si waay sàbbal yàlla doyul lu si waay jàng alquranul karim doyul fa tabarakallahu ndax wax dëgg yàlla bari na ñoo xamante ni ñu ngi wax yàkkamti koor gi jeex ndax peut-être ay ngëyeen lañ wala quelque chose comme ça te yàlla ndek fa tabarakallahu tey lay dogal ne ñooñu kóoru déwén du leen di fekk yàlla buñ si bokk yàlla nañ ko dund ay at yu bëree bari mu ànd sutura ak xéewal Baye Cheikh kon guddi gaa ngi noonu comme niñ koy wax woon barka démb rek ku mën jaamu yàlla nga def ko ku si mën jox nit ñam nga def ko ku si mën a jàng alquranul karim nga def ko nga xam ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na laylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu al malaikatu wa ruuhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr alfi mi foog ni moom la ko cee boole ci saar bi nag waaw xam nga maa ngi ko dégg léegi nee na tey moom ku mu neex ak ku mu naqari foog nga tudd turam ndax yàlla moo ne laylatul qadri xayrun min alfi shahrin léegi nag moom nee na alfi boobu moom la man mii la maag samay turandoo yàlla mil la wax ci foofu waaw junni weer yàlla day wax ne taxawi guddi gi moo gën nga nekk junneyi weer di ko jaamu yàlla kon guddi gi jar na bañ a nelaw ndax kenn wóorul di nga dund junneyi weeram déet 83 ans wala lu ko ëpp kon bu la yàlla dimbalee ba benn guddi bu mel ni mu andil la ko muy équivalence lu ëpp 1000 mois kon yaakaar naa ne ak malaaka yi tanazalul malaikatu yàlla nee ne malaaka yi dañuy wàcc ba si asamaanu àdduna xam nga asamaan juróom-ñaar la suuf juróom-ñaar la comme niñ ko xamee donc si kaw loolu yàlla nee ne bés nit ki tey laylatul qadr buñ koy célébrer wala bu dellusee malaaka yi dañuy wàcc ba si asamaanu àdduna di taataan seen ñaanu jaam yi nga xamante ni ñu ngi dundal guddi gi ak ñi nga xam ne ñu ngi jàng alquran ñii di def ay adkaar ma fàttali na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxoon mooy ñuy wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yàlla da nga bëgg da ngay jéggale da nga bëgg kuy jéggale kon yàlla nga ma jéggal ak ñaan yi ak yiw yëpp yàlla nee ne dañuy ànd ak Seydina Jibril ba ci ruux yi war ruuxu fiiha ruux gi mooy Seydina Jibril alayhi salaam mooy nga xam ne tey gi ni bu ñu doon malaaka yi ndax am nañ njiit
moom mooy seen njaatige moom Seydina Jibril moom mooy ku yàlla ma sa yónni moom moo ñëw wax ak yow min kulli amrin bi nag min kulli amrin salaamun hiya hatta matla il fajr dañuy ñëw ngir taataan si lépp loo xamante ni jaamu yàlla yi ñu ngi koy def ngir dundal guddi gi moo tax ma ne min kulli amrin si bépp mbir moo xamante ni yiw la mbaax la cellatale jullit ñu ngi koy def ngir xeeñcu ngir wuuti li nga xam ne moom mooy yiw jëm suñu borom subhanahu wa taala yàlla ne ne Jibril ak malaaka yi dañuy wàcc jël si ko yóbbu ëllëg itam yowmal qiyaam dañuy taxaw si kanam suñu borom subhanahu wa taala ne ko seede woon nañ ne kat Baye Cheikh Diallo guddik laylatul qadri fanaan noon na di la ñaan fanaan noonu bëggoon nga musal ko si safara dugal ko aljana musal ko si ay pakk ak ndogu àdduna ak ay nattu yàlla ne comme ñoom def nañ loolu samay jaam te yaakaaruñu kenn ku dul man jaamuñu kenn ku dul man jël weer wi yëpp woor ko bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi bànneex bàyyi say soxna bàyyi lépp loo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala daf ko tere si bëccëgu weeru koor te moom rek mu tax yàlla ne jéggal naa ñëpp sadaqallahul azim loolu lañ ciy teg merci oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax je rappelle que mën ngeen bokk ci jotaay bi dañuy ibbi téléphone yi nag 88 628 22 22 li ñuy njëkk a joxe dañu ko bëgg a baaxee xale entrepreneur yi bari ki démb rek ci quartier général jot nañoo maye benn machine à coudre am na bu nekkee ne le ci plateau bi xam naa ñu ndey ndaak yaa ngi koy xooluk yàlla na dugg sama atelier ba mais dañu bëgg léegi bëggatuñu Sénégal bëri ay chômeurs alors ñu ànd ak Sall Industrie j'aimerais bien en même temps ñu xoolaale quand même ay images yu Sall Industrie regardez machine bi d'abord moom la ñuy mayee tey ci téléphone bi 88 628 22 22 gërëm bu baax waa Sall Industrie ñoom ñi nga xamee ni du publicité moo leen intéressé mais bëgg a jàppale ndaw ñi parce que xale yi léegi ku ci nekk am nga projet li ñuy faral di wax naan borom boutique mbagg boo gis xol ba boo ko ubbee supermarché ci nekk wala boutique bu mag xale bu jàng ñaw ba mën ko boo ubbee xol bi complexe ci ne wala atelier couture donc tey on leur donne la possibilité quand même bu koor gi passé ñu mën a taxawal seen entreprise à travers machine yi nga xam ne dañu koy maye donc ñu ngi xaar sunu xarit ci téléphone bi pour may leen ko parce que machine bi dafa baax mooy Jacques bi. xale yëpp ko bëgg fu ñu toll nii booy tailleur yëpp ñu ngi rêvé am li nga xamante ni ba man sama benn boy Omar nee na ma dafa bëgg machine bi kon yàlla tombé ci su wootee léegi ñu may ko waaw kon Omar wooteel gaaw voilà donc ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi 88 628 22 22 yéen ñi nekk bitim réew itam am ngeen possibilité bokk ci quartier général oustaz Assane Seck mu ngi leen di xaar ku ci bëgg a gindeeku ci diine ji surtout par rapport ak weeru koor gi bu ngeen wootee léegi mu gindi leen Zeyna ñu nuyuwaat la il faut rappeler aussi que internet yi ci quartier général la ñu bokk ndax fu ñu mënti nekk dinañu mën a réagir à travers suñu hashtag. waaw Pape Cheikh à travers suñu hashtag te tey nag internet yi dafa am benn kaas bu ñuy kaas. lu ñuy kaas nee nañ ñoom tamit dañoo bëgg ci place yi pour ñëw seetaan si grand quartier. il faut appeler y a un numéro de téléphone. waaw nañu bàyyi kaas yi te def yi ñuy wax. kon nag woote leen mais sinon mën ngeen réagir aussi si suñu biir émission ak hashtag bii di QGTFM sur Twitter Facebook itam moom ngeen di rechercher bu leen fàtte suñu Snapchat GFM-8 Sénégal ak suñu application GFM et vous nga xamante ne lépp daf ko tënk poser leen seen ay questions suñu ay invité nga xamante ne tey Henri Camara la ak comédien yi nga xamante ne ràññee nañ leen ci biir weeru koor bi fii sur la télé Futur Média ci kanam tuuti rek dinañ dikk ak yéen ak seen i ay questions. alors 10 tweet yu njëkk yi ku ci nekk di nga am invitation. 18 voilà 18 njëkk yi kon Aïcha 18 njëkk yi ku ci nekk di nga am invitation pour ñëw assister quartier général grand quartier lay nekk même ci Facebook bi on choisira des internautes yoo xamante ni mën nañu ñëw fekkee événement boobu la nga xam ne ni mooy événement quartier général moom la ñuy jeexalee Zeyna wax na ko léegi Henri Camara il nous a tellement fait plaisir ci ay jamono. il sera avec nous dans quelques minutes ci quartier général mais on découvre comédiens yi nga xamante ni koor gi yëpp diggante. Avant ndogu ba après ndogu ñoom ñoo ñuy bégal à travers suñu programme ils sont nombreux mais ils sont là on les découvre en même temps voilà j'avais demandé à tout le monde de rejoindre loge bu quartier général donc Pape Doudou demande aux autres qui sont là assis les deux stars là de rejoindre les autres ci loge bu QG voilà ça c'est les comédiens regardez les gis ngeen leen ak seen kanam yi et pourtant ay nit yu sérieux lañu gis ngeen leen nii dañoo yaru en fait en réalité ndekete li ñuy def ci télé bi yëpp boo leen gisee ay nit yu timide lañu man loolu jaaxal na ma dem ami. kenn rek laa ci xam ne yarawul muy ma ñokk bajaan. xool ko kanam gi. doomu Tiken Jaafa ko li jële toog keneen ki ci topp ki sol lu bula li mooy Pa Kanet. Pa Kanet.
mais xam nga est-ce que xam nga ne Yoro mi Uyul Gueye moom du teraanga de day wax lu ko neex rek est-ce que xam nga ne Yoro mi toogoon fii léegi Amadou Batoor Diop sama papa lañ ko tuddee. sa papa lañ tuddee Yoro. pour wan la ne la adduna bi. ça c'est ma copine. waaw kii moom xam nga ñoo bokk fu nu dëkk ca Treichville. ca Abidjan. moom est-ce que réellement elle est ivoirienne bon elle va répondre à ça. sénégalaise la mais dafa yàgg Côte d'Ivoire. comme li ma dala ko dal rek. d'accord. xoolal Yoro. waaw mais man Yoro je pensais que 2STV la nekk. mais je sais pas je demande comme tous les Sénégalais. leen naa la ko yëgal de. QG moom tey lay toj. ndaxte gis nga weeru koor gi. ñii noo tax kenn du stressé au fait. et je pense qu'ils peuvent parler en même temps parce que ñun vraiment suñu xarañte techniquement tonton Mac dépassé nañu bañ a wax ak nii quand même s'il te plaît. nous sommes en 2016. Yoro Ngo TFM mooy télé 2.0 Yoro. papa. Yoro nu mbadda. jam tan barikalla mbaɗa tampere fii nga génn nooy na nag nooy na nag ziar naa leen naka mu naka yi tey. yow ba hélas jàpp la rek. hélas du ma def dara. mi seet mi ngi may seet bu jaaree ruku bii ma jaar ruku bële bu jaaree ruku bii ma jaar ruku ba sa def. Yoro mbaɗɗa kurti. ay amine dow mum kurti tan ittude jeeri tan faatude waalo. e no galle ma woni. aɓe jam. a suuri Maodoum yetere je voulais juste lui raconter benn Yoro. quand yi may doog a démissionné 2STV damaa nekk sama oto El Hadj Ndiaye nekk ci oto. dama ko séen rek sëgg. Pourquoi Pape, mais pourquoi je te vois plus à la télévision? Pourquoi t'es pas venu? Voilà, juste pour montrer que toutes les télés ñoo yem voilà ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comme on dit à la rajo yëpp FM la du sant c'est vrai que yenn saa yi concurrence bi indi ay tendance ak ñoom seen et pourtant nous on s'aime derrière quoi voilà donc c'est ça c'est ce qui fait le charme yu média au Sénégal. Guigui et ma sœur c'est comment? Mon frère, je suis là-haut, je suis calé en chair et en os. Et tu as compris ce que tu dois faire ici, non? Est-ce que tu as compris? Je dis je suis calé en chair et en os. Et est-ce que tu as dit aux autres là que toi et moi on est frères et sœurs, on a tué un saint. Tu es plus que ça, tu es mon coco adoré. Je te porte là dans ma poitrine. Et je dis j'ai pris ça, après tu as pris ça. Tu comprends, non? Avec le pangolin aujourd'hui sur le plateau de. On va parler tout à l'heure. Ça sera pas du jeu. Mais tu m'as pas donné. Pourquoi tu m'as pas donné? N'explique pas. Tout t'appartient. N'explique pas. Tout. Je vais te donner. Faut me donner. Je vais te donner. Où sont les autres? Présente-moi rapidement les autres. Ah, qui l'a dit? Ma ñuq ngi ki si daat. Ma ñuq kii du nit. man bëgguma lii de lii bëgguma ko. yow lan mooy sa problème ana keneen ana ki ngay àndal. maa nga dugal ci siwo bi mu ngi ma tëj ci biir siwo ma tey. ci siwo. ci biir siwo laa tëj lii moom bëgguma ko. d'accord yaakaaroon nit naan yow la kan. mais wuy ma. léegi sa papa li mu def keroog moo ko tey. sama papa sauvage. Chèvre. Bon, à tout à l'heure, merci. On vous retrouve dans quelques minutes sur le plateau de Quartier Général. Tey nag spécial QG samedi bi ñu ngi jëm ak yéen xëdd ñu ubbi téléphone bi je pense qu'on peut ouvrir nañu ubbi téléphone bi 88 628 22 22 et puis voilà à venir Mado nous parlera d'avocat Faty Dieng tey dem nga seeti jigéen joo xamante ni dafa am handicap et pourtant dafa nekk médecin loolu defe naa il faudrait que téléspectateurs découvrir ko bu ca kanam. waaw ci kanam lay doon ni nga ko waxee ci fauteuil roulant Pape Cheikh. ci la jàngee primaire. ci la jàngee lycée. ci la demee université ci la nekkee docteur en pharmacie. Koumba Diouk ci kanam dinañ ko découvrir te erreur médicale moo ko fa tegoon. À tout de suite. Voilà donc ce sera kon ci kanam waxi mag tey moom Laylatul Qadr la moom. salaamaaleykum. xam nga dangaa ñëw rek attaqué ma ba bàyyi woo ma nuyoo. jërëjëfati Cheikhul Khadim sama yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloo rek. di ziar bu leen kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sama maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu yàgg fi lool ak Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem xalif généraux yëpp. Pape maa ngi lay nuyu di ziar sama sœur yi ma toogal nii. di nuyuwaat waa Sénégal gépp tey nag waxi mag ñëwaat na comme dama fay waxoon nii ma ñëpp bëggoon a xam lu ma ci jublu dinaa ko toj ba mu leer. waaw te nga ko toj léegi en même temps ak oustaz le temps ñuy xaaraale téléphone bi. bu la neexee oustaz am naa laaj bu ma la bëgg a laaj. nii ma c'est quoi muy que àqi dëkkandoo laa bëgg tey nga tojal ma ci. rawatina ci weeru koor gi. kon tojal ko ndax am na ñoo xam ne yoreel nañ torop àq ñi ñu dëkkal. te bàyyiwuñ ci xel. te àqu dëkkandoo dafay toppee ba yombal xiyaam. Pape nii ma garab la guy sax ñu baree bari nag bari na ci dëkk yu mu am bari na ci yeneen kii yu mu am. mais sooy seetlu ñu bari dañ ciy faral di toog.
mais niima niim mën nga ne niim mën nga ne niima. d'accord mais niim moom li muy yàq Pape dafa bari torop. torop. ndaxte man bi ma ci gën a marqué ma doon ko waxtaanee ak sama maam mooy. niim boo romb ci booru tali bi loolu moom mooy erreur bi gën a mag ci Sénégal. mooy booru tali bi ñu jàpp def ci ay niim. niim goo romb mu am góom ci digg ba na la wóor na nit la rey. garabu niim boo romb mu am góom ci digg bi nit la rey. ndax toogaay bi wala. déedéet ndaxte oto bu ci dalee amatul lenn lu ko mën a téye. oto bi day mokk day rey nit ki. ndax niim moo mel noonu. mais dafa kii nii ne dégg naa day faj bopp buy metti dafa kii nii ne. faj bopp buy metti li muy yàq moo ëpp. niima dafa ñokkete. reen bi amul njariñ. lenn de moo ci manqué dafa torojo moroje. bàyyi leen di ma nokkas ndax lii may wax ni dafa am solo te bu daanoo ngeen xam ne am na solo torop. demal niim reen yi amul njariñ ndaxte dafay toj bâtiment ci fu soree sori. mën nga dëkk fële kële dëkk fële nga def sa fondement ba pare reenu niim yi mooy waral mu jékki-jékki fondement bi di xar doo ko yëg ba kër gi xëy daanu wala mu indi yeneen i problème parce que dafay dox li ñu naan suuf dafay dox moomu nag mooy dox di ci dugg di dem ndax ay reenam fa mu mën a yegg dafa sori te dafay xar bâtiment xar bu ñaaw te ci suuf la koy xaree kon loolu jar na sóoraale muy benn ay xobam amuñu njariñ ndax boo seetloo léeg-léeg nit tabaski ñëw nga jënd sa xarum tabaski ba pare te doo ko jariñoo ndax bu lekkee niim dafay wex xat ndawal gi après am na fi ñu bari ñoo xam ne xëy nañ war a tudd seen doom wala ñu xëy war a tabaski defuñu ko te niimaa moomu moo leen ko teg bu fekkee ne doom yi la amul njariñ ndax dafa gaaw a saxaat gis nga benn doom boobu su ko picc jëlee fu mu ko waddalaat mu sax fa te fu mu xas ba sax suuf soosu day woo koŋ loo fa jëmbat dootul kii mais mami lu tax doomu niim nu ko daan màcc parce que doomu niim en général bu jaune dafay saf sucre te aussi en général mag ñi bu yàgg daan nañ ko jëfandikoo donc tey bëggoon naa xam boobu question pourquoi doomu niim bi bu jaune xam nga Sénégal dañoo yàgg a fawee naan liy feebar mbaam moo ñuy rey nañ ma baal nag waxeen la bu fi yàgg xam nga ba tax dañ daan fowee yoo xamante ne mën nañu indil gaañ-gaañ ëllëg ndax xam nga doomu niim même bu demee ba jaune xale yi dañ ko daan fowee xale nag mooy ko sob koo xam ne lu mu gis lekk ko waaye njariñ la moom li ma ci mën a xam mooy bariwul ndaxte même bu ko jur lekkee nga gis ne après dafay delluwaat ca ndawal ga ndax am na lu baree bari lu mu ca yàq kon xam nga mbesma su duggee nag ci yaramu nit la mu fay fekk ma continuer ci leneen li ma ci bëggoon a wax mooy que lennam baaxul ndaxte gis nga boo seetloo Pape Cheikh grand place kat yëpp boo leen seetloo dañuy taayal toogaayu niim dafay tardeel am réew ndax day taayalloo ña fa toog ndax garab gi amul benn oxygène bu mu lay jox te day jël ci yow di dundee ci yow te amul lenn lu mu lay delloo geneen garab goo toog bu nekk mën nga ci jariñu ba mu des niim moomu beneen sa oxygène lay jël di ko naan te moom amul oxygène bu mu la jox beneen bi ci topp mooy toogaayu niim dafay yee ndoxum siti boo seetloo ñiy toog ci niim ñëpp dañuy faral di wokkatu ndax dafay yee ndoxum siti ci yaramu doomu aadama rawatina ci nag man nag li ma ci gën a metti te gën ma cee naqari mooy nañu ko jëlee ci booru tali bi ñu ko def ndaxte oto bu ci dal bu nekk rek jëyee jëdu ndaw comme nag QG moom mooy njariñukaay yi ñëpp te moo xew te fi la ñëpp di dégloo ma may ñi yore wàllum tali bi ak la ko wër loo xamante ne lu yomb la projet la nag bu ñu waroon a jaay lu cher a cher waaye xam nga lu mën a tëyee bakkan jarta jaay ci mim réew ndax nag ko yuut muy te boo waccoo dee gis nga salaan mii ngay gis nii ñu naan salaan a gën a gaaw a jooy waaye boo ko laalul du jooy salaan tey buñ ko jëloon di ko jëmbat ci booru tali bi oto bu ci dugg bu nekk salaan mi day tëye pneu yi dégâts ba du bari oto ba mën na bañ a tas kon dégg ca biir mën na wàññeeku ndax salade mi daf koy téye bu ciy dugg rek day xuus mu téye ko te salade moomu dafa am leneen lu ci nekk mooy salade doo wuti jiw bi da ngay ñëw fekk salade mu taxaw nga dagg ci benn bant jëmbataat ko feneen mu sax te tey bu ñu ko doon def li ñuy wax ne xale yi réew mi amuñu liggéey dëkk bu ñu egg ñu mën cee liggéey ndax dañ naan ku jëmbat benn salade am nga 100 francs su ko defee xale yi dëkk boobu di ca liggéey ba mu génn dëkk ba ñu jox ko beneen dëkk waa dëkk boobu di ca liggéey ñu jox ko beneen dëkk imaginel tey ñu jëlee woon ko Dakar ute jeeg moom Touba yaakaar naa ne bala ñoo egg dëkk yu baree bari mën nañ cee mos taatu salade boo jëmbat am nga 100 francs te da ngay dem ci salade nga dagg ko ñëw jëmbataat ko feneen mu sax kon yaakaar naa ne loolu njariñ lu baree bari la te lii may wax nag ministre bi yore wàll woowu na ko jéem rek projet bi mu essayé ko ci benn yoon bu gàtt a gàtt mu xool bu neexee yàlla feeg màggalu Touba wala leen di nga gis ne accident yu baree bari wàññeeku nañ ndax oto bu ci dugg rek salade mi day tëye reen yi mu freiné wu foofu loolu maa ko may waa Sénégal voilà et puis président Macky Sall boo amatee conseil des ministres woo ma boole la ak mami mu ñëw fekkee ko jox waaw loolu nag danga ma ubbil buntu ma wax la ndaxte yóbbante ak la
détenu ya nekk camp pénal ñoo ma jëlal seen bopp defal ma seen bopp ambassadrice bu détenu yi. macha allah Fatou Dieng seede la ca ndax bañ koy wax ma nga teew. du grade bu ma may sama bopp du lu ma nomee sama bopp. ñoom ñoo ma ko jox te jaay naa ci sama lépp lu ma am. fas naa yéene xar ci sama tànkub sër donte aw ma tubay. fas yéene jóg di ci taxaw. bis ni ki tey maay porter seen drapeau di leen xeexal ba fu ma toog. macha allah loolu jar na fete su sax comme tàcc bi day xaw a metti en tout cas on est très content. Mami félicitations. ay at a ngi nii nga koy def ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb yooyu la de toute façon am nañu image yi dinañu ko wane bu ca kanamee laataa ñuy jeexal quartier général bi ñuy bi téléphone bi léegi nag pour ñi bëgg a waxtaan ak oustaz Assane 88 628 22 22 oustaz uyul ki nekk ci ligne bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam oustaz. salaamaaleykum. waaleykum salaam oustaz. waaw mu dégg fii ci plateau bi. allo. allo waaw dégguñ bu baax. waaw man la Madou Loum maa ngi la woowee ak ci rédaction Kaffrine. ñu ngi lay ziar cheikh bi. maa ngi di delloo ziar bi di kontaan ci ñun ñu nekk ci plateau bi ñëpp. jërëjëf jërëjëf. kontaan nag ci TFM bu baax a baax a baax. macha allah jërëjëf. mais oustaz tey damay laaj doomu Adama ñëw mën a tuumaal doomu Adama ne moom day nitu guddi la tuumaal benn doomu Adama loolu. bam naqari ko lool fu mu toll di ko ñaanal lu bon. daal loolu dama ko gis ma bëgg a xam lan la yàlla wax ci loolu tuumaal nit. allo. allo. waaw mu ma ne. waaw waaw maa ngi lay dégg nañu tuumaal nit daal kii daal lekkatu nit la daal ñu baal ma ci laaj bi loolu daal lan la ci yàlla wax daal. est-ce que yaa ngi dégg. bon déggante bi des naa xaw a. woowee nañ ko yokk oustaz mën a dégg. waaw. allo. waaw oustaz. allo. waaw oustaz waaw déggante bi leerul tuuti nga xaar tuuti incha allah mais yaakaar naa ci. ci li mu njëkk a laaj. waaw affaire tuumaal gor. ak doomu aadama. question bi yaakaar naa ne si foofu la ko accès. xam nga ñu koy tontu moom ak ñi ñuy seetaan ne as gor. dañ ne boo nattee mbubu balaa nga koy solal keneen solal ko sa bopp ba pare. te yàlla buggul doomu aadama di jël ay kàddu di ko teg si moroomu gorom. donte la sofaan la kooku defoon sax mu koy nettali. waxuma laa koo xamante ni deful yëgul waxul ngay jël ay tuuma di ko teg si deram. waaye fii Sénégal de modd la fi. waaw modd la boo xamante ni modd bu bon la ñu war ko mën a bàyyi ndax jëmalul benn réew kanam xam nga ñun dañuy faral di wax ne Sénégal dëkku wax la mais amul benn dëkk boo xamante ni développé na si àdduna te wax tax mu avancé benn ñaar l'islam dafa xaraamal nit di yëkkatu kàddu même si moroomu nitam même bu dul jullit muy teg si moom benn kàddu boo xamante ni kàddu sos la gis nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a toog nii wéeru Cheikh Sidaati ñu ne ko ndax jullit dana sàcc mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana njaaloo mu ne waaw ndax jullit dana naan sàngara mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana fen mu jóg jëkkalaat toogaayam bu tedd ba moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne jullit du fen ne jullit du fen kon nga gis degré bi nga xamante ni de gravité bi nga xamante ni sos ak fenal doomu aadama def na ko am na ko beneen bi mu waxaat moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ndax xam ngeen kan moo perte dëggantaan le vrai perdant yowmal qiyaam kan la ñu ne ko yàlla akub yonentaam ñoom ñoo ko xam mu ne ki nga xam ne dafa ñëw yowmal qiyaam indi ay julli yu mat sëkk indi koor yu mat sëkk indi jàng alquran yu bari ay yiw indi ay sarax yu mat sëkk indi ay aj yu màkk maanaam jaamu yàllaam yëpp boo ko jëlee dans l'ensemble yëpp jaar na yoon mais bu ñëwee yowmal qiyaam dafa am dara xam nga lu tax parce que xas na diwu ŋàññ na diwu tuur na dereti diw sosol na diw fenal na diw ñu baal ma si kàddu gi nee na boobaa ay yiwam yëpp dañ koy jël jox ko kële lu mu amoon si sofaam ñu jël ko moom xëpp ko te boobaa moom mooy tooñ boppam kon lu mel noonu bu ñu la ko waxee wax dëgg yàlla nga xam ko sax fukki junney xel warul dem ngay xalaat di tuumaal as gor kon nañ ko bàyyi buñ ko salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay ziar maa ngi delloo ziar bu wér a wér. bisimilah alhamdulilah. alhamdulilah. léegi oustaz yow laa soxla woon waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw maa ngi lay dégg bisimilah. waaw léegi waaye danga may may rek ma félicité Pape Cheikh. waaw Baye Cheikh kontaan dañ ci yow. jërëjëf. ndax tu es vraiment très professionnel. macha allah. maa ngi sant aussi di sargal équipe bu GFM yëpp. merci.
émission bi neex nañu fu neex mun a yem. jërëjëf. yeewu leen am na solo. mais problème bi ci nekk mooy du ñëpp a koy mën a seetaan. ñii dañuy liggéey ñii di jàngi. man bi koor bi commencé ba léegi soxlaatuma dara lu dul QG. bu jeexee rek ci lay dem fatu doog a tëddi. dama bëgg nag ngeen indil ñu QG. le week-end. nga xam ne nit ñi dinañ am jot. ou bien ngeen def ko une fois par semaine defal ñu ko àjjuma. wala ngeen defal ñu ko samedi soir. yéenay décider de toute façon c'est une télé qui nous donne énormément de plaisir. di nga ci jàng ci sa diine di nga ci jëlee dara. di nga ci jëlee ci sa actualité dëkk dara. di nga ci jëlee ci li xew les faits saillants de l'actualité au niveau mondial. kon nag yéen lañ doon wër gis nañ leen vraiment bég naa lool si yow Baye Cheikh. merci c'est grâce à vous. c'est grâce à vous maa ngi leen di nag sargal aussi sa laylatul xadr bi. waaw di ñaan yàlla lépp luñ si jaamu. suñu borom nangul ñu ko. amiin amiin deful ko. amiin amiin. léegi nag. ayca demal waaw. demal waaw oustaz léegi dama am benn question pour oustaz. bismillah. waaw question bi mooy oustaz. nga nekk ci mbooloo. ñu di la jiite julli. léegi nag bu mu lay jiite. bu ki lay jiite taree. ndax yow da nga war a topp ci ginnaawam tari. wala moom li muy tari rek doy na loolu c'est important. parce que dañuy dem ci jumaa yi di julli imaam yi dina jiite. da nga nekk sa biir kër borom kër gi di jiite njaboot gi nga nekk ci ginnaaw. da nga war a tari. wala da nga war a bootu ci ginnaawam. bañ a wax dara fekk lu mu tari rek doy na. loolu la moo doon sama question ma di leen ñaanal di leen sant di leen wax sama tur aussi joxewu ma ko woon bi may dugg maa ngi tudd Fatimata Zahra Thiam. macha allah di leen bëggee. macha allah yow sa tur bi dafa màgg te neex sax. Fatimatu bintu Rasul Fatimatu Zahra macha allah. macha allah jërëjëf soxna Fatima. yaakaar naa laaj bi leer na Baye Cheikh mooy maanaam kuy julli ci gannaaw imam ndax bu imam bi di tari da ngay tari wala da ngay noppi déglu imam bi loolu ngir yi dañ ci wuute. parce que léeg-léeg imam yi nga gis ñoo xamante ni buñ jàngee Fatiha rek dañuy enchaîner automatiquement. ci giiru Malik la wala boobu. ah maa ngi ñëw giiru Malik la maa ngi ñëw léegi bu fekkente ne am na ñoo julli biral maanaam bi ñuy wax ci kaw. am na ñoo xamante ni buñ jàngee Fatiha rek automatiquement dañuy enchaîner. am na ñoo xam ne bu ñu jàngee nee nañ ñi gën a dégg fiqh maanaam la jurisprudence islamique dañuy may tuuti ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk seen gannaaw ngir ñu mën a jàng fatiha mën a am li nga xam ne moom mooy yiwu fatiha mais ala kulli xaal maanaam ak lu ci mën a am imam bi innama ju'ila al imaamu li yutamma bihi la ñu wax maanaam imam bi dañ ko jiital wala dafa jiitu ngir ñuy roy si moom bu fekkente ne imam bi jàng na fatiha teg si saar automatiquement yow jarul ngay jàng da ngay déglu ndax yàlla moo ne wa ida quri'a alaykum alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun bu ñuy jàng alquran da ngeen déglu te teewlu ndax ngeen mën a am yërmandey suñu borom subhanahu wa taala bu imam bi jàngee jànguloo imam bi moom moo lay yóbbaale am na nag imam yoo xamante ni tey jii nii boo demee mel ni par exemple boo demee si Hanafi ak ñeneen ñoom dañuy noppi tuuti bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk seen gannaaw ñu mën a am benn temps bi pour réciter fatiha bi rapidement mais am na ñoo xam ne dañuy enchaîner mais ñaar yëpp baax na bu la imam mayee temps nga jàng baax na bu la imam mayul temps nga xam ne moom mooy sa royukaay moom moo lay yóbbaale si mën nga ne patt rek ci julli gi bañ a tari benn saar topp ko rek parce que tey jii même boo juumee si gannaaw imam moo lay yóbbaale macha allah yow doo sujjóot dem fatiha bi tari ko c'est obligatoire wala da ngay noppi waaw xam nga fatiha mooy li ñu wax comme imam bi moom moo lay yóbbaale si yenn ngir yi boo jàngee fatiha baax na bu la mayul nga jàng moom moo lay yóbbaale da ngay am yoon macha allah waa taaya bi da ngay taaya moom dañ koy jàng def ko taaya bi c'est obligatoire même boo ko mënul par exemple farata la wala sunna la farata la wala sunna la loolu la taaya bi sunna la mais tey jii nii par exemple boo toogee di taaya imam bi yow mi di taaya bu imam di taaya da ngay taaya en même temps ndax yiw la te julli léppam yiw la boo ko mënul li ñuy wax si li nga xam ne moom moo di taaya bi yow nga di ko wax par exemple bu ñu ne boo dee attahiyaatu lillahi rek nga si man nga wax attahiyaatu lillahi kese loolu nekk na loo xamante ni du lu ñuy sàgg voilà moi je pense que am na il faut ngeen jël bis pour jàngal nit ñi ci mbind mi surtout diggante warsh bi ak xarsh bi il faut nit ñi xam ko xafs waaw warsh ak xafs ok il faut nit yi xam loolu façon bi ñu ko bindee
am na warsu am na. xam nga man États-Unis laa jàngee moo tax prononciation mooy loolu. ay diplôme nasaraan la amoo bu arab. waaw macha allah sama taalibe ba nga dajal ak sa micro. macha allah sama taalibe ba nga dajaloon. sa copain di jee xulle xam nga sama taalibe la woon. xam nga uyul keneen ki nekk ci ligne bi. salaamaaleykum. benn xam-xamu nit. allo. waaw allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. macha allah ñu ngi delloo ziar. di ziar mi ci plateau bi yëpp. macha allah. machine bi lan bëgg a gañe. machine bi. du gañe dañu koy maye noo tudd. lan bëgg a maye man Mariama laa tudd. Mariama loo doyee machine. ñëw. looy ñëw da ngaa mën ñëw. waaw maa ngi ñëw léegi sama machine taan ma gis machine bi rek ma ne ma xaaral ma tante chance. est-ce que xam nga machine bi est-ce que xam nga ni moo gën ci machine ni jàkk. waaw loolu de lan wax. waaw. waaw lu tax woowuloo waa Sall industrie pour dem ñu jox la machine di la ko dagg juróomi junni weer. loolu metti na. loolu kat mettiwul nag ak machine nag ni mu seere. yow sa machine bii paan boo demul Sall industrie damay ragal nga toog ay at yoo xamante ne doo am machine bu bees. da nga am atelier. amoon naa ko. amoon nga quoi. waaw amoon naa. mais machine bi la dese woon dafa paan. waaw. xanaa amoo ay client ci Korité bi kon. am na ay client yu ndaw a ndaw. app ko tabaski yow ni ngay waxee ñi da nga mel ni ko am ay machine. yow am ay machine boobu jox ma boobu rek. nan nga tudd sax nga ni. Mariama. Mariama naka. Diagne. Mariama Diagne nga dëkk fan. Ngaye Meke. fan Ngaye. Ngaye Meke waaw. waa Ngaye bu neexee du mexee tax. loolu da lan wax. quartier général xam nga bu neexee Sall industrie moo tax ak ñoom Orange ak ñoom Papa Gastro. léegi comme yaa ngi wootee Ngaye. te ñun ñëpp la ñu bëgg a bégal. quartier général may na la machine. macha allah. oh macha allah. comme malheureusement sa machine dafa paanoon. léegi nag na nga fexe ba wut ci ay clients yu bëri nga ñawal leen ci tabaski bi incha allah. d'accord merci beaucoup. d'accord ne raccroche surtout pas comme ça ñu jël sa numéro de téléphone. bu la neexee ëllëg nga ñëw jël si ko wala altine incha allah. merci jël leen ma ko ci ginnaaw. kii de finalement laajtewul dara oustaz. macha allah tànnaas naa la de. mais kii de sama client la. mais xam nga mami laajte na fi loo xamante ni lu am solo la Baye Cheikh. ñu war koo bàyyi xel muy li nga xam ne moom moo di àqu dëkkandoo. gis nga yàlla suñu borom subhanahu wa taala. boo demee si alquran suratul nisa bi mu waxee nañ ko jaamu. moom kese kottu dong. bañ ko bokkaale ak kenn len. fonk suñu ñaari way jur. dafa indi li nga xamante ne moom moo di dëkkandoo. bu jege bu wax àqu bi nga xam ne moom nga amel ki la jege si dëkkandoo miskin yi. jirim yi indi dëkkandoo bi la jege ak ki nga jegewul. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. doon na wax ne ma zaala jibrilu yusini bil jaari xatta zanantu annahu sa yuwarrisuhu. nee na Seydina Jibril alayhi salaam daawul jóg ci di ko wax di ko waar di ko yedd si waxin buñ ko sañee waxe noonu. si àqu dëkkandoo di ko si bàyyiloo xel. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne demoon naa ba jàpp ne. su nit génnee àdduna dëkkandoom daf koy donn. macha allah kon nga xam ne loolu nekk na loo xamante ne lu am solo la. léegi nag dañ koy caaxaane. di ko fawe jël sa musique yokk ba mu sës. jël say jàng yokk ba mu sës. di déranger malade bi. di def lu ne. oustaz bi ci gën a metti. c'est-à-dire bi ci gën a metti mooy. xam nga léegi am ci dëkk bi immeuble di ko louer. man pour man du ndam. xam nga ban mooy ndam. ki yàlla may su weer wi dee mu mën laa fay te doo ko fëgg. waaye nit ki maa ko luyee tax nga bëgg a nekk chef am man loolu dama gis ne Dakar loolu moo fi laan dëkkinu étage yi nag dafa mel ne daf ñu dab bettuñu ba tax na daal ñi ngi sonal nit ñi te bu weer wi dee nga encaissé xaalisam yaakaar naa ne loolu sax riba la waaw xam nga mooy lii ma doon wax rek Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane wallahi laa yu'min wallahu laa yu'min qiila man ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam nee na kii ngëmam matul te du am sécurité kii ngëmam matul du am sécurité kii ngëmam matul du am sécurité ñu ne kan mooy kan la yow ngeen jëmin def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam qaala alladi laa yamanu jaarahu bawaa'iqahu ki nga xamante ni ay dëkkandoom mucc ñu si ay ayam nee na kooku du am mucc di am li nga xamante ni itam moom moo di sécurité du am ngëm gu doy kon àqu dëkkandoo dafa nekk loo xam ne lu jar a bàyyi xel la ndax ëllëg yawmal qiyaam daf ñuy tardel mooy li ma wax léegi déranger nga kii xas nga kii lor nga kii te amaana sax yaa ngi koy def te yëguloo ko moo taxoon dem na ba ne boo toggee ñam sa kër mu wóor la ne xetu ñam gi dugg na geneen kër gi sax boo yàkkee nang leen si yàkkaale am naa problème mais oustaz li ñu yàlla baaxee nag ay korité tabaski ngay dugg ci say dëkkandoo di baalu àq ndax baalu àq yooyu ñuy baalu àq warul mën a rek compenser parce que tam xam nga mën nga wàccee sa mbuusu mbalit sax tooñ sa dëkkandoo donc baalu àq yooyu ñuy def ci korité tabaski bu at bi deewee yooyu lan lay jëriñ lu muy def ci dëkkandoo macha allah quartier général beneen affaire la parce que yow tontu rek da ngay xalaat ñi jëlee ci xam-xam keneen andi leneen loo xamante ni da ngay wax ne yow sa xalaat lay wax gis nga li nga wax nii
dafa nekk lu am solo gis nga yi ñuy def si sew sewaan si biir weeru koor yi xam nga lu koy compenser li ñu wax léegi mooy zakatul fitri muddum koor bi ñuy wax bi nga xamante ne moom la ñu war a mën a natt di ko joxe ñu ne chaque personne minimum na nekk 2 kilos si ñam wii waa dëkk boobu di dunde bu doon Sénégal tey jii nii ñu ne ceeb mais tey jii nii waxuñu ngay togg sa kër ceeb bu dijj bu neex comme bi ma ndogoo tey di jël ceebu picc bi di dem di ko joxe waxuma comme ceeb bu dijj bi ma ndogoo tey macha allah. di kilo 1000 francs. waa kilo 1000 francs di joxe ceebu picc bi. ba pare bu ñu nee kii mbuur nga joxe ki bii jar 250. déedéet waxuñ boobu de bii ngay dundee bu dijj boobu. moom ngay jël nga joxe ko képp koo xamante ni da nga ko ilif yow moom nga koy génneel nga joxal sa soxna sa njaboot sa ay doom ba si jànq bi nga xam ne dafa nekk sa kër ba liir bii juddu tey dañ koy génnaal li nga xam ne muddum koor léegi nag mudd moomu ñuy génn di ko joxe avant ñuy julli wala la veille sax moo gën mais buñ ko mënee def liquidité. def ko xaalis waaw ndax bés la boo xamante ni yonent sallallahu alayhi wasallam nee na jullit bu ne da nga roos sentir ne bés boobu bésu feet la kenn warul yalwaan kenn warul ñaan kenn warul tàllal loxo te ñun ñëpp buñ génnee ceeb par exemple comme Sénégal moom la ñuy dunde li ëpp dem joxe ko jox ko benn miskin boobu da koy jël dem jaayi jëndal ay doomam yëre jëndal daal jënd ganaar jëndal ndawal ainsi de suite léegi nag pour kii loolu nañ leen jox liquidité personne bu nekk nag minimum da nga ko joxe 1000 francs liquidité boobu est-ce que mun na ëpp wala li ñuy sant rek moom nañu war a joxe bu ëppee moo gën bu ëppee moo gën yiw yi day gën a yokk mais bu fekkente ne itam sa loxo comme ku mel ni man foofu nga mën a yem nga yem si 2 kilos yi rek ak ñi nga jaboote macha allah. ok macha allah parce que yooyu bu ko kenn xeeb muy muddum koor ndax léeg-léeg am na yi ñuy def si koor gi te jaaduwul sama classe gi di xool lu ñu war ta xool di wax lu ñu war ta wax di dugg fu ñu war ta dugg si bëccëg weeru koor yooyu mooy muurum koor bi moo koy compenser yooyu yëpp moom moo koy yóbbaale fa tabarakallah d'accord muur bi c'est selon ñi ngay dundal non. ñi ngay dundal waaw ñi nga njaboote yow. d'accord boo demee tamit ba sa waajur mag. tey jii nii nga mën ko defal loolu nga defal ko. mais ñu dundalul kenn dëkk ñoom kese. waaw dañuy génn mais attends mën nga dëkk yow kese di dundal keneen ko dëkkul sa kër. d'accord mën nga dëkk sa kër fekk par exemple yaa joxe dépense feneen. ñooñu aussi yow yaa leen di couvrir. ku ci nekk da nga koy joxeel benn ñaar ñi nekk extérieur. parce que ñu bari dañuy laaj ndax mën nañ ko yónnee mu ñëw. balaa ñu koy yónnee mu ñëw nañ xool foofu. ndax amul ku ko fa soxla bu amee ku ko fa soxla kuñ ko mën a jox ñu jël ko yóbbu ko foofu ndax al aqrabu awla gën a jege gën a yey. macha allah uyul ku ki ngay waxal en direct mais téléphone bi duñ ko tëj pour ñu bëgg ñu may leen bu weesoo machine à coudre bi dañuy maye nag billet màkk yi ñi ko bëgg bëri na oustaz rek ren xam naa incha allah dina dem màkk waaye yéen bu ngeen bëggee ànd ak moom itam ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi bu weesoo ni ngeen di waxee ak moom en direct même bu ngeen ñu jotul en direct bu ngeen xasee ba composé numéro bi rek ñun am nañu numéro yëpp ça vous permettra ngeen mën a xam ndax di ngeen dem wala du ngeen dem 88 628 22 22 oustaz itam bu noppee daañu dalal ki nga xamee ni mooy Malick Mbaye Bolle ñi ko xamul dégg nañu ko waajuram yàgg nañu gunge ci tarixa cheikh waajuram bii di Mbaye Donde bu doon suñu sago sax dañuy nekk ak moom fu ñu toll waaye nag la ca bàyyi ba doom ji jël na ko ba nga xamee ni bu ca kanamee bu ñu àndee ak moom ci quartier général bi jotaay bi tey daañu ko yóbbu ci ëttub Sidi Hadj Malick moom bëgg naa ñu war ko téléspectateurs yi tuuti ñu gis ko voilà mu ngoog kooku di Malick Mbaye Bolle tey nag mooy gan gi cant yi nag dafay méngoo ak guddi gi nga xamee ni guddi gu am solo la di guddik Laylatul Xadri Oustaz Assane. mais Pape temps yi macha allah non dama gis ne moom diina ji moom foo jàngi. sama papa ndar la. mon père est de non macha allah parce que prononciation yi ngay génne léegi. fa tabarakallah macha allah non. dencoon macha allah léegi moom lii mooy daas fanaanal. dafay daas fanaanal. dencoon. lii mooy daas fanaanal. oh macha allah temps yi moom xam naa kàggu yi nga yor moom nga commencé génn di ko tasaare. macha allah mais li nga wax dafa am solo xam nga mag ñu baax ñi dañu liggéey si diine loo xamante ni tey jii nii. tax na kii lay woo àdduna yëpp ñee ngi. salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. xanaa fa zakiru suñu borom bi déggoo ko. macha allah. macha allah inna zikra laa ci teg léegi de. tan faxu laa ci teg léegi. macha allah. mu'minuna laa ci teg léegi de. baax na. appeli bu yàggee mu wuyu ñi di wax. léegi dootul oustaz waxal Pape Cheikh wax ma la. Pape Cheikh wax ma. salaamaaleykum. allo maaleykum salaam oustaz. waaw soxna si ñu ngi lay ziar. gis nit rek jàppee ko manka. sant yàlla jërëjëf. macha allah doo ñu baal yëkkati kaddu gu tuuti rek dëggante bi gën a liggéey. waaw ñu ngi dégg bu baax macha allah bismillah. waaw dafa am lu ma la bëggoon a laaj bitim réew laa nekk ni Angleterre. waaw bismillah. waaw
comme démb la ñun suñu laylatul xadri ba pare man mënuma woon a naafila comme li ma gis ngeen ay joxe nii. ba tey nii ndax mun naa koo def. waaw. ma def ko tey. waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne. laylatul qadri nañ ko làmb si fukki guddi yi mujje si weeru koor bi. kon ñi def démb barke démb depuis ñu dugg si fukki fan yi mujje yi ku ko si def rek fa tabarakallahu day nekk loo xamante ni lu baax la ku mënoon def fukki fan yëpp sax moo gën mu wóor na la ne comme niñ koy waxee di nga ko daj wala di nga si dal. comme démb rëccoon na la mën nga ko rattrapé tey ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñëpp. seen laylatul qadri fa tabarakallahu. macha allah voilà ñu ngi lay. jërëjëf yal na la yàlla fay Pape Cheikh laa bëgg a waxal. waaw ñu ngi lay déglu. Pape Cheikh noo def. ñu ngi sant bu wér. si sa fan si nekk Angleterre laa. kontaan naa. yeewu leen du ma raw dabul bii bi du ma raw waaye taa yi moom gisatuñ la. waaw damaa daw dabal live bi. léegi maa ngi ci wan live bi QG. bentoy ñëwuloo waaw gaawal nga ñëw nag nama nañ la lool moom. incha allah waaye jërëjëf nag si yu baax yi ngaa joxe ñu ngi laa gërëm di la sant. jërëjëf. yaa tax wéetuñ. wallaay yàlla bu ngeen wéet. yal na la yàlla taxawu. amiin. yal na la yàlla suturaal. amiin. yal na la yàlla jàppale. amiin. li nga bëgg yal na la ko yàlla defal. amiin. yal na nga seexee ku si kaw ba Bouba Ndour jox la place bi ngay manage foofu incha allah. amiin waay amiin. jërëjëf si jaama. ok bye bye. incha allah jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax comme quoi àddina bi yëpp ñu ngi rafetlu jotaay bi mënuñoo xam naa bu ñu toppee téléspectateurs yi ci remercier leen la ñuy dëkk. li ma la doon wax voilà donc mënuñu ci dëkk. on fera le yi. maximum pour maintenir le cap li mami di faral di wax naan yéeg yomb na waaye yàgg ca kaw a jafe donc yàgg ca kaw rek la ñuy jéem ci télévision Futur Média loolu moo tax ñuy góorgóorlu ñun ñëpp du man rek man ngeen di gis peut-être ma sañse toog waaye defe naa liggéey bi yëpp ñoom la man ngoon gi rek laa fi ñëw toog doon serveur waaye togg bi yëpp ñoom ñoo ko def macha allah. ci dimbalu Boubacar Ndour suñu producteur exécutif bu quartier général yi ñëw nag mënuma cee sori mais am na programme yu am solo yoo xamante ni ñoo ngi koy togg fi mu tollu tembe bu ñu jógee ci koor gi bu soobee yàlla bu ci nekk di ngeen ko mën a seetaan laataa ñuy dem seeti suñu xarit boobule nga xam ne ni bokk na ci jàmbaar yi leen Faty Dieng bëgg a présenté dama bëggoon ñu ànd tuuti ak ki nga xam ne ni mooy sëñ Malick Mbaye Bolle mu Mbaye Donde mu am lu mu ñu may tuuti ci barkeb Sidi Hadj Malick. هذا الذي أنزل القرآن فيه هدى للناس سيدنا المختار حاويه هذا الذي أنزل القرآن فيه هدى للناس سيدنا المختار حاوي رمضان هذا الذي أنزل القرآن فيه هدى للناس سيدنا المختار حاويه هذا الذي أنزل القرآن فيه هدى للناس سيدنا المختار حاوي رمضان شهر الإله أتانا من أياديه يغري العباد إلى نفع يناديه هذا الذي أنزل القرآن فيه هدى للناس سيدنا المختار حاويه رقاب أهل الهدى في العرق فوزهم يا ربي أعتق بمن قد كنت تهديه هذا الذي أنزل القرآن فيه هدى للناس سيدنا المختار حاويه دنك النفوس به في العام كيف ترى لكل شهر أتى أمر يقاسيه هذا الذي أنزل القرآن فيه
weer wi wàcce woon linnaasi sayyiduna al-muxtaaru xaawi ramadan riqaabu ahlil hudaa fil irqi fawzahu ramadan ya rabbi atiq bi man قد كنت تهديه هذا الذي أنزل القرآن فيه هدى للناس بينات سيدنا مختار حبيبه يا رمضان ودعتنا فما أعلاك من ضيف النجيب فراقي منك يا أعلى رجائي أسد على الفؤاد من اللهيب Cheikh Sidil Hadji Malick moo toog ba yàgg rangoñ yi tuuru ñu ni ko Maodo looy jooy mu ni koor gay dem te waragul woon a dem ñu ni ko loo bëggoon ci koor gi yàgg fi mu ni koor gi keroog ba mu teroo la ñu tër Iblis jatan ko denc ko ci ruq du fa jóg ba koor gi jeex kon koor gi waru fi woon a jóg ndax Iblis yàgg fa ndax lu nu dal mënu ko teg mata zaaral manazila duna raybin ramadan falil iblisi takbilul qarib nee na doomu aadama ñeenti noon la am Iblis ak bakkan ak bànneex ak àddina nañ ci Yàlla musal Iblis jatang nañ ko mu des ñetti noon yi bakkan fi sës te moo ci yées bakkan xiif loo ko mar loo ko mu ni nemm bakkan bu xiifee lekk ba suur mar naan ba màndi ëpp la doole bànneex daal di yewu bu bànneex yewwoo pap ay moyen la laa utiloo bu sa bànneex tëbee dafa am sax bu yëngu te amoo moyen ya addina ngay wuti mooy alimenté bànneex bànneex bakkan na ko alimenté bakkan xiif lekk ba regg mar naan ba màndee ko alimenté kon bu fi koor gi yàggoon suñu affaire baax wallaay suñu affaire baax mu ni comme nag koor gi ëmb na lii lépp nuyoo dala la guñ ko mu ni maa ngi dem loolu lay jooy wallaay moo yey jooy ko Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala moo tax Baye Mbaye doonde radiyallahu taala anu pap ma daaneel xam nga guddi gi daa riis te dañ koy xëccoo ca xat waaw waaye yàlla xam na ni yeneeni jotaaye ngi ñoo xaar yoo xam ni bàyyi nañ fa sunu waaw wallahi waaye ñu woo ma ni naa ca dew te door a dem ca waaw ja waaye Baye Mbaye doon de tudd nga ko léegi sunu baay la maanan la xissan waaye moo daan jooy Seydil Hadji Malick naan ko njool faama jaxaaylu la tee di xaccooy danga baax la mbil Sénégal yaa wane leeri diine njool faama jaxaaylu la tee di xaccooy danga baax la mbil Sénégal Maodo yaa wane leeri diine def leen ni loxo njool faama jaxaaylu la tee di xaccooy yow xanaa baax la mbil Sénégal yaa wane leeri diine njool faama jaxaaylu la tee di xaccooy si danga baax la mbil Sénégal Maodo yaa wane leeri
njool faama jaxaylu la tee di xaccoo yow danga baax le mbil Sénégal Mam Maodo yaa na leeri diine njool faama jaxaylu la tee di xaccoo xanaa baax le mbil Sénégal Maodo yaa na leeri diine ñu ngi jaajëfal Maam As liggéeyam rafet na fii liggéeyam ci réew mi kuy siñet mbaax siñel koko bakk rek dara maan jumaa yaa ngi jàkkam yaa ngi ram loo kumba caam foo dem zikkër sëriir jàmbaari tool sañ naa taxaw xuyu jomb ko tool baa ngi waaram yaa ngi mbay mi rafet na kaar na bur yàlla dollil koy ngërëm ndax yayoo na ko ba muy dem bureau ba ca Ndar Cheikh Seydil Hadji Malick oustaz nga baal ma tuuti ma leeral Maodo bureau ba ca Ndar te yewi ko ba muy dem bureau ba ca Ndar tool yi da cee bare te mag ñi déeñu te comme ñooy làmmiñam ci micro bii tey ñu wax leen Maodo bureau ba ca Ndar wallaahi ndeysaan ayul déedéet ba muy dem bureau ba ca Ndar yonent beek Cheikh a ko dar yonent yàlla Muhammad fare ko ndey joor salla alayhi law Seexuna Tijaani fare ko càmmooy Seexul Xaaji Omar fare ko gannaaw ñii ku ñu gunge nga ñeme ñoog fuutiw Maodo ni dër ñu gëlëm sàkkuk demam Cerno Seydu Wele neen Seex Seydil Xaaji Malik nee na baayam Sëriñ Omar Wele ba may dugg bureau ba ca Ndar yonent yàlla Muhammad a ngi fare sama ndeyjoor Seexuna Tijaani fare ma càmmooy Seexul Xaaji Omar fare ma gannaaw waaye li ma jaaxal mooy ni ñu sësee ci man lu tax tubaab bi gusu leen waaye sama xel dem ca aaya ba xatamallaahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawa yàlla nee na am na ñu ni bët yu ni bàq waaye du ñu gis dëgg am na ñu rëy ay nopp waaye du ñu dégg dëgg am na ñu ami xol def ca ña leen neex waaye duma ci dugg looloo dal tubaab bi dañoo gumba moo tax gusun ñoom yonent beek Seexu Tijaan ak fuutiw ba Maodo naan ni leen na góor googu dem Seydul Xaaji Malik Cerno Seydu Nuuru Taal te ñu ko gunge woon la bokk waaye xoolal Sëriñ Babacar Njong ca Podor ma daaneel rek waaw ma nga ca buntu ba jonkan ak njaaxleem foog ni dañ téye Maodo Cerno Seydu Nuuru ci fitam ak wilaayam moom moo dugg kenn wowu ko ñu jox Seydil Hadji Malick 16 mu toog Cerno Seydu Nuuru xëcc 16 teg toog di soppi xar kanam bi nag léeg-léeg bu bukki léeg-léeg bu gaynde léeg-léeg bu segg tubaab bi ñemeetu ko bëlëfee waxtaan waak du si yeewi leen Seydil Hadji Malick dal ci kawam ñu ko Cerno Seydu Nuuru bàyyil lii dafa gàllankoor sa digganteeg yàlla bàyyil karaama Cerno Seydu Nuuru ni ko Maodo jumaa jàng lay xaar daara jàng lay xaar tool yaa ngi lay xaar ñu lay tardeel ma xuuxal leen waaw waaw jërëjëf Cerno Seydu Nuuru jërëjëf te ma ni ko waaw Maodo bu doon ragal tubaab bañ di ko naan loo sàngara Maodo bu doon ragal tubaab bañ di ko lekk loo yàpp xaj Maodo bu doon ragal tubaab bañ di ko naan loo sàngara du man fu mu gis baasu tubaab mu jël zawiyam daaj tubaab dootul nelaw ndax zikkaram
lii ma la wax def na ko Ndar ñu may ko suuf zawiya Dakar demal Tiwaawoon set ci gaar foofa ca biir dëkkam la am ku mësta lekk yàpp xar Seydil Hadj Malick bu rendee tabaskeem jéggi ko uti laax sef ci Dakar ni du lekk yàpp wi ndax xar mi wala nag wi mbaa bëy wi jombul mës na ruur toolu jàmbur lekk àqu jàmbur mu topp yàpp wi ma lekk ci yàpp wi àq ji topp ma xajuwuma ak moom ci bàmmeel ma faf ko ba macha allah ku mësta lekk yàpp xar mbaa bëy wuruuri tooli gor ku ni lekkoon na xaj fa Ndar dafay nar waxul lu am jool faama jaxaay lu la tee di xaccoo yi si lembeel Sénégal ma Maodo yaa wane leeri diine. jërëjëf sëñ Malick Mbaye Bolle ñu ngi lay gërëm bu baax defe naa ni noppee guñu sax ak yow. xanaa baax lembeel Sénégal ma Maodo yaa wane leeri diine. jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye ñun bu ñu la gisee rek suñu xel yëpp dem ci sa baay ba wallahi ndax li tubaab naan bercé dafa bercé suñu xaleel defe naa moo ko waxoon xale yu judd ci ginnaaw Mbaye gisuñu Mbaye te léegi nag Malick ñun itam dafa am yu ñuy préparé yu bëri bu ñu la toppee rek macha allah macha allah Oustaz lay wax ci loolu macha allah. solo fa tabarakallahu gis nga quartier général ni mu tëddee yu bare ñu toog di xaar mais li nga yëkkati am na solo yal na la yàlla wéral baat bi def la mag ci sa barke baay ndax ku dégg Apollo baa ngay langaan rek sa xel dem si ki nga xam ne mooy góor gu baax googu Alxaaji Mbay doon na Mbay yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana ak si barke mag ñu baax ñëpp macha allah en tout cas Malick Mbaye Bolle bëgguñu nga dem de dinañ ñëwaat ak yow tuuti rek mais très rapidement dama bëggoon ñu jàll ci ay mbir yoo xamee ni itam préparé nañu ko téléspectateurs yi laataa ñuy accueillir suñu gan yi nga xamee ni ñoom ñoo ñu fekk si tey ci quartier général bi bu leen fàtte ni ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi 88 628 22 22 fii ba ñuy jeexal QG bu tey samedi bu ngeen duggee ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot dina am ay mbir yu baax yoo xamee ni bëgg nañ leen ko baaxee maye nañu machine à coudre des na itam ay billet màkk yoo xamante ni pour yéen la en attendant ci jàmbaar yi nga xamee ni seetlu nañu leen ci biir koor gi dañ cee tànn koo xamee ni tey moom njàmbaarteem daf ñoo yéem Faty Dieng. waaw Pape Cheikh ni nga ko waxee noonu la Koumba Diouk xale la tey ku koy woo yaakaar naa ni docteur nga koy toowee parce que docteur en pharmacie la mais ni ñu ko waxee woon sànq ci fauteuil roulant la amee yooyu lijaasa yëpp rakam nee na ndeysaan diñ doon wax lañ transformé tey macha allah. ñu dem xooli Koumba Diouk docteur baana intellectuel ñu dem xool ñëwaat. une erreur médicale donc erreur médicale boobu moom moo dégénéré ci handicap bi. erreur médicale moo ko teg ci fauteuil bi Koumba Diouk daan doxi ak ay tànkam bés ñëw lépp taxaw. bi may dugg hôpital je peux dire que je marchais avec mes 2 pieds bi ma yeewoo ci opération je me trouve avec des pieds les membres inférieurs inertes. docteur bi ko opéré il n'a pas pu supporter ça ba dafa décédé. tey boo masaan a dem ànd ak moom yóbbu ko consultation gis sa photo ko. nee na à chaque fois boo xamante ne je me sentais bien moom il m'apprenait à lire et à écrire. diggante Koumba ak njaboot gi cofeel la mbëggeel la yërmande la jàppalante la. expérience laa am ci moom parce que idée de ndeysaan bi ko nit ñi daan wax loolu daf ma touché woon bëgguma woon kenn ku ko xool ne ndeysaan bañ na ko bu mu daan ànd di jàngi. gaay yi bu ñu ko joxee sarax daf ma daan métti. sama parents yi doon rayante sama famille yi doon rayante ñoom ñoo toog sama ginnaaw tey jii ñoom ñëpp kontaan nañu parce que xam nañ ne seen but atteindre nañ ko surtout sama grand-mère mu Adja Fatou boobu moom nga xam ne bu ma nekkee xale feebar temps yooyu sama yaay mi ngi liggéey moom li mu doon occupé wu si man sax mën naa sama yaay occupé wu ko si man. Koumba Diouk ñafe na ba doon docteur en pharmacie waaw soutenir na thèsam ca faculté de médecine. yoon wi ak a guddoon te métti. bi ñu ñëwee fac premier problème bi ñu amoon mooy problème accessibilité ci locaux yi. pavillon bi ci boppam boo doon dugg day am marchepied mais ak sama benn camarade de classe Ibrahima Diouf donc moom il s'est débrouillé de muti ay kubéeru foos ñëw teg indi ciment fexe ba defar fa rampe boo xamante ne moom moo ko defar rek. lijaase bi mu am taxul mu toog di xaar Koumba dafay ñafe
ñu topp ko doxantu ba Colobane gis ne gune gu ñeme xoslu la. comme ni nga ko gisee dañuy def commerce petite entreprise ma sama petite sœur donc dañuy indi ay ñaw moom mu ñawal ñu après ñu mettre sur le marché jaayaat ko. moom nag moom xam nga rek moom nante la quoi par exemple damay ji mu dóor mais xam nga moom sama gain la quoi xaaj bi du ñu boolewuñu ma ak moom yàlla moo def ñu kii jàppante. Kumba Diouk xalaat na ibbi bés pharmacie laata loolee di antu mu wéy di dundam xalaatul benn yoon dara di kafakaree dafa gëm ni suba moom mooy dàq. docteur Coumba Diouk lay wuyoo comme quoi ak natt bu la mënti dal am jom moom jommul kenn te nangoo liggéey doon jàmbaar jommul kenn waaw gëm sa bopp moo ko loolu mooy résumé lépp Pape Cheikh ndax xam nga comme ni ñu ko waxee nga am 6 ans nga tu te retrouves du jour au lendemain avec les membres inférieurs inertes mënatuloo dox xam nga déjà nga jeexal beneen vie commencé waat beneen donc loolu il faut nga gëm yàlla dëgg gëm sa bopp pour nga mën ci génn donc loolu moo ko ci génnee primaire dañ ko cours à domicile la doon def ba C2 après ci la demee nag am entrée en 6e université dégg nga ni mu ko waxee amul ay structure yoo xam ne yu adopté wala bëriwu fa bokk moom ak camarade de promo ñoom ñoo def benn rampe boo xam ne dañu jël ay kubéeru foos def ko pour mu mën a jaar ak fauteuilam noonu la demee parce que loolu bu fekkoon dafa ñàkk courage Pape Cheikh première année dafa reprendre kon du eggali parce que ñu bëri ñu am handicap ñàkk courage bi ba toog sax yaa fuuf voilà nga dem ci chambre yi nga dem exactement nga dem ci chambre yi ay 12 personnes donc moom nee na méthode am première année bi c'était difficile mais après elle s'est retrouvée donc lan moo nekkoon stratégie boobu ñu bokkal chambre seen emploi du temps lay jël très bien du mën a jàng bu ñu fa nekkee day xaar ba ñuy jàngi suñuy dem mu dem donc camarade de promo bu tudd Ibrahima Diouf moom moo defaroon benn rampe boo xam ne kubéeru foos la ko defaree def ko ci pavillon bi mu ciy mën a jaar muy dem BU di jàng ba benn professeur gis courage am mu may ko chaise électrique nee na loolu nag moom moo ko déclenché tax a gëm boppam et puis lekk bi du demee noonu ci la dem nag toog di defaale business en même temps dem Colobane jënd ay bagages ñawlu ñëw jaay soo jaayee nga dem jënd lekk li la neex loolu la ñuy woowee autonomie ci étudiant. c'est intéressant voilà mais Faty lu tax ñu gis muy li nga wax léegi muy nekk ci jaay bi te mu def ay études. waa médecine lu tax commencé gul exercer. bi mu soutenir thèse am Alfi semaine yaakaar naa ci biir koor gi la soutenir. donc voilà mi ngi soog a soutenir donc pour nga ubbi pharmacie il faut nga am ce qu'on appelle autorisation. donc ay démarches la yoo xam ne du gaaw. te Sénégal il faut ñu wax ko. donc bu fekkee da nga am yenn handicap yi pour nga am liggéey day jafe. nee na am na ay camarades de promo yoo xam ne dès la 4e année commencé nañu am liggéey moom am na diplôme am amagul liggéey. parce que tamit nañ wax ak dëgg. mënul toog rek aussi di xaar liggéey bi mënul toog di xaar liggéey bi il y a quelques jours ñu ngi expliquer ni vacances yi ñëw na. effectivement loolu je pense que c'est même valable pour xale yi nga xamante ne ñoo nekk vacances. nañu leen jéem a wutal ay liggéey yu sew sewaan. effectivement ça peut toujours servir. voilà donc moom créé na marque am. bah oui di moom ak petite sœur am Khady petite sœur bi nee na comme ni mu ko waxee ci reportage bi. xam nga tout le temps bu ñu gisee kenn ku toog ci fauteuil roulant. ku romb ndeysaan. léegi ñoom nee na dañoo defoon seen bopp ne ndeysaan boobu il faut ñu yóbbu ko macha allah. tey ku jàkkaarloo ak moom. bu ñu nee la docteur Coumba Diouk macha allah nga ciy teg. voilà Pape Cheikh xanaa rek juste di remercier Ourey Thiam RTS ni nga ko doon wax sànq ne ñun ñëpp benn lañu. Ourey Thiam Préra parce que moom moo ñu non seulement daf ñu suivre mais moom moo tax tey bu ñu defee lii yàlla ak moom a tax ndax moom moo ñu bokk boole ak Coumba ndax moom ak Coumba ñoo bokk benn association muy RIS rassemblement islamique bi waaw c'est vrai que ñoom fan yi la ñu doon amal ay joxe ndogu dama ko fàtte woon wax ci télé bi mais Ourey Thiam Préra qui est aussi notre collaboratrice parce que nit ku baax la ñu ngi ko ciy gërëm bu baax ci ndimbalam googule nga xamee ni indi na ko par rapport ak reportage boobu nga ñu woon Faty Dieng yow li moo tax nga saf ñu da nga ñuy wane lekk ay jàmbaar yoo xamee ni mënoon nañoo dund ba dee te duñu leen xam Sénégal defe naa lu ñu ko xas bëri na ay jàmbaar yu fi ne ñu ko mën ak ñu ko mënul et comme on dit depuis que ñu commencé quartier général xaaratuñu nguur xaaratuñu nguur xaaratuñu njiit xaaratuñu autorité na kenn ku ci ne góorgóorlu ci li nga mën na jur dara waaw bay sa waar yaakaar naa noonu la ci tool bi bu ko ñëpp defee bu yàggee ma mais j'espère que noonu la tool bi dina jeex donc Coumba ak ñi mel ni moom ak yeneen jàmbaar yi fi ñu nekk la ñu nekk di liggéey di daan seen doole yaakaar naa ni kii moom Pape Cheikh boo naan ak jàmbaarteem wax ju yàqu la parce que li mu war li ko war mi ngi koy def très bien merci Pape man
li ma ci gën a neex mooy dañ leen di faral di woowee handicapé te daf ci am ay handicapable parce que daf ci am ñoo xamante ne dañuy jóg di daan seen doole di wuti lu ñu kii mais nag Sénégal comme ni ma koy faral di waxee léeg-léeg tamit mor nibbal daf fii dee ñu suul ko armée li ñàkk yërmande mu dekkee bàmmeelu ku la ñeedu la dolli nañuy faral di leen geesu ndax àdduna randonnée pédestre la bu ñu nee bëreet ñëpp ay jógandoo mais am na ñoo xam ne mënuñoo yegg da ngay dëpp may leen loxo ñu fekk si la dina neexal dundin bi. xanaa li mooy cokoro boole il a pipi naan. li kenn waxuma la cokoro boole ping pong à la pipi naan lii moom mooy inzala la ginnaaw borosu ñool Portugal croisement à la xira. waaw Pape Cheikh man di sama xalaat bu gàtt. du ñu def lu dul santaat yàlla parce que xam nga des fois ñu am de petits soucis. di ko ñaxtu. di kaas di jàmbat. di jàmbat a jàmbat ba après genre yi day tax ñun tamit ñu gën a góorgóorlu xam ne dañoo war a wax alhamdulilah parce que avec le peu qu'on a. quand même am na ñoo xamante ne amuñu loolu sax te tey boo leen xoolee doo leen wax ndeysaan. jàmbat bu bëri sax baaxul jàmbat bu bëri sax baaxul waaw vraiment. sant yàlla mais Pape Cheikh boo seetloo tamit handicapé yi. seen problème dëgg. mooy boolewul leen ci société bi. ndaxte tey ndax tey boo seetloo bureau yi. dañ ciy néew. yenn sociétés yu bëri. dañ ciy néew. transport yi dañ ciy néew. de ce fait que dañ leen war a encourager ñoom bu baax a baax ndax aussi dañu bokk ci donc des citoyens. ñu war leen a bàyyi xel bu baax a baax et puis ñu am ñoo xam ñu ci xarañ ñu ci am xam-xam. ñoo xamante ni que vraiment dina am niveau. ci domaine bi nu nekk te aussi ni ngi dans plusieurs domaines. te loolu war nañ ko gën a gëstu gën ci bàyyi xel te xam ni vraiment am nañ njëriñ bu baax a baax ci biir société bi. voilà super ñu ngi la ci gërëm bu baax soxna Faty Dieng. Korité nag mu ngi ñëw ci bon plan yi Ndeye Ndack dafa décidé tey pour woon jigéen ñi naka la ñu mën a amee seen yu baax en attendant bis bi. parce que yegg si na daanaka ba pare. dëgg la ay fan a ci des xanaa di oustaz moom dina ne wax mu ngoog ndax xam nga koor gi ñëppay sellal. waaye après koor nag am nañoo enfin xale yu jigéen dañuy commencé waati seen cheveux. ci maquillage ba tax na ma dem seeti koo xamante ne c'est une grande dame elle s'est faite toute seule mu ngi tudd Adja Thiam nag dafa sukkali li nga xamante ne mooy mode sénégalaise Adja Thiam dafa yàgg bay waaram ci li nga xamante ne mooy art bi ñun moo ñu tette daanaka Alfi ak Moïse Ambroise Gomis ba tax na dañoo waxtaanee li nga xamante ni tax na benn xale bu jigéen mënatul denc mado kenn mënatul yor xaalis ndax li nga xamante ne mooy cheveux cher na cheveux daal entretenir ko métti na kenn mënatul yor investissement bu métti la te doo ci am dara ndax du or bu doon or sax tey bu nga am problème yóbbu ko ca tey la kaay ba ñu nga am ci koppar waaye cheveux moom dañuy jël rek di rënk di denc ak di tollanti ba tax na ma bëggoon femmes yi nga xamante ni ñu ngi waajal seen korité jox leen benn bon plan bu am solo naka la ñu dem seeti Adja Thiam am na truc et astuce yoo xamante ni dina jëriñ ñi nga xamante ni tey ñooy seetaan te cheveux qualité la preuve. may def coiffure dessin laa njëkk jàng boo egsee rek dinaa xool xam ne li jàpp na la ma defal la ko plongeon dafa jàpp borom kanam gu sew coupe carré daf ko jàpp man damay préférer tout le temps teg afro parce que afro lu sëq loolu moo ma jàpp am na ñoo xam ne raide moo leen jàpp ñi frisé moo leen jàpp ñi semi ondulé moo leen jàpp ça dépend ci type de visage bi nga am boo ñëwee nag bu ñu la xoolee rek nañ la proposer dara léegi ñi nga xam ne am nañ cheveux bi jaaw dañuy jël rek daal di teg ñiy def extension bi dagg nañ ko ba pare bi extension la tudd la def gis nga bii couleur noir la woon man maa ko décapé ba mu def bii dégg nga ñi nga xam ne dañu bëgg blonde bii rek la ñuy teg yu gàtt yi moo gën a nekk tendance comme gis nga ni grosse tête la tête am na coupe carré am na plongeon am na petite tête yëpp am na fi loo bëgg rek boo duggee complexe yaa suñu jox la njaay la greffage defal la sa perruque bu rafet bu fekkee perruque la bu fekkee pose directe la tam ñu defaral la pose directe nga xam nga ne Sénégal maa fi gën a yomb cheveux bu ma la waxee ne la 8 bi ma teg nii 18000 lay jar benn paquet lay def man 3 paquets laa def nii ça dépend ci man comme dama bëgg bu fees 3 paquets laa def perruque mais mën nga def 2 paquets am na 18000 cheveux yi daal 18000 la commencé ba 95000 sama partenaires yi dama discuter ak ñoom ñu leen jamono neexul léegi te ñëpp bëgg na fen seen bopp te xale yi bëgg nañu cheveux kon man dama koy wàññi bu ko defee xale yëpp am cheveux. cheveux naturel dafa am entretien comme man sama cheveux kenn du ko diw ndax diw dafa yàq cheveux da ngay shampoing ba mu set rek chaque semaine da nga koy raxas parce que karaw la boo xoolee ndaak couleur yi benn nuroo ci ak sama parce que ni ñu koy daggee ci bopp inde yi lañ koy traité cheveux naturel du nuroo parce que bu ñu la naan ay 1 des fois client dañ may wax 1 2 wala 1B ñun amuñu yooyu couleur yëpp la ñu am ndax dañuy dagg ci bopp yëpp
te man ak yow nuroowuñu karaw keneen ak keneen nuroowuñu karaw kon man cheveux brut laa jaay looloo tax sama cheveux moom man maa ko garanti. waaw xam nga nag man ñëpp dañ ma xam dama dugg ci greffage parce que dafa nekk à la mode mais man ñëpp xam nañ ni Ambroise Gomis moom tuddoon la reine des chignons man chignon moom muy sama yëf loolu don la ci man yàlla may na ma ko. li may wax chaque fois nag leen bopp ràpp day ñaawal jigéen dafay defar boppam mooy image am bu sa bopp baaxee loo ci teg dem. mu ngoog Adja Thiam lañ doon déglu. waaw Adja Thiam mu ngi nekk ci Scat Urbam Pape Cheikh li mu wax am na solo te am na ñu ma laaj ndax karaw yooyu dafa nekk karaw nit ñu faatu. mais dafa nekk ay xale yoo xamante ne ñoom seen liggéey rek mooy di juddu di bàyyi seen karaw yi di sax comme ça nit ñi ñëw di ko utiliser parce que Inde xam nga nekk na dafa xaw a pauvre tuuti dafa am ñu fa sonn léegi nag ñooñu loolu mooy seen source de revenu. di wax nag képp koo xamante ne bëgg nga rafet ci korité bi nga dem seeti Adja Thiam. di wax tamit les petites bourses. ñi nga xamante ne maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw même à 1000 francs bu ñu fa demee dinañ am un petit maquillage. Voilà exactement parce que waaw voilà parce que cheveux nekk na à la mode mais tamit naturel bi ay tresses comme bi Fati def cherul trop te nit ñi tamit dinañ ko mën a am li nga xamante ne mooy korité te famille bu ñu demee seeti Adja Thiam daal ci gàttal ku nekk di nga bëgg ñi tagal dinañ bëgg tagal ñi nga xamante ne dañuy def tresse dinañ bëgg def tresse ñi nga xamante ne dañuy bëgg a langal comme Mado ak Thiat dinañ bëgg a langal tamit seen voilà merci beaucoup en tout cas Ndeye Ndack et puis ñuy gërëm tamit Adja Thiam Badou Seye bu baax ci loolee nga xamee ni wane na ko tey jëm ci bon plan yi nga xamee ni bëggal nañu leen ko ci korité bi ñu dëgmal surtout alors dans quelques minutes on reçoit comédiens yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy gunge ci guddi weeru koor comme on le fait tous les ans defe naa ñoom ñoo tax audience bu mag bi nga xamante ni am nañu ko ci koor gi balaa ñuy waxtaan ak ñoom ñu won leen itam ni Henri Camara mu ngi préparé wu moom tamit ci loge wala régie bu quartier général moom ak Mame Fatou Ndoye Traoré ñoom ñaar ñoo fas yéene jàkkaarloo ak Chérif Dia aussi qui se prépare aussi pour rejoindre ñu ci plateau bi Mame Fatou j'espère que am na micro foofu pour ñu wax ak moom peut-être si possible oui oui voilà ça va Mame. Ça va très bien Pape Cheikh et toi. cool naka affaire yi. sant yàlla 98 sélection xanaa tey mooy 99e sélection Henri Camara. waaw xam naa ñu laaj ko xam naa buy jàkkaarloog yow moom presque match la donc foog mu préparé wu. oui. Henri donc tey moom quartier général nga nar voilà jàkkaarloog Pape Cheikh ak équipe QG ñu ngi lay remercier. waaw di kontaan ci invitation bi. moom Pape Cheikh moom pare naa ko ba pare. non mais d'abord Henri li ma bëgg a xam kan moo la ñawal lii foo ko jëlee c'est sûr que da nga ko am man loolu man leer na ma. waaw yi ngay sol moo rafet rek moo tax ma jéem la toppandoo quoi mais dinaa la wax kan moom ma ko ñawal quoi. mais kon bii mooy sa 99e sélection wala. waaw presque nos collections je voulais dire bon Mame Fatou en plus de Henri Camara préparé nga yu bëri yoo xamante ni ça nous permettra nekk au diapason de li am ci wàllu tàggat yaram un peu partout à travers le monde. waaw bien sûr et puis dinañu dugalaale aussi suñu benn doyen mu tudd Ndofène Fall. parce que suba dafa am finale coupe de la ligue. day baax tamit foot local bi ñu may leen donc ñu wax ci aussi pour inciter supporters yi ñu dem seetaani match bi. donc moom d'ailleurs xam na Henri Camara bu baax ndax Ndofène c'est un ancien dirigeant du Jaraaf. Et donc Henri est aussi passé par le Jaraaf pour démarrer sa carrière. Donc dina baax yenn anecdotes yi mu jox ñu ko. donc moom tamit dinañ ko dugalaale ci waxtaan bi. jeex na ce sera pour tout à l'heure ku la baxal. Monsieur Traoré. mais bravo Monsieur Traoré à tout à l'heure yow ak Henri Camara ak Ndofène Fall ak yeneen surprise yoo xamante ni mu ngi leen di xaar tey nag je rappelle que mooy samedi bi mujj ci weeru koor gi mooy samedi bi mujj ci quartier général ñi fi nekkoon te nekkatuñ fii ñoom itam am nañu place ci quartier général si daat loolu nga préparé mais je remercie Oustaz comme moom tant que tàggu woo ko du dem man xale bi jaaxal na ma il faut que ma boole la ak sama benn kilifa sama xarit Fifi ñaan bu Cheikh Mbacke Ndiaye kooku moom naa la boole ak moom waaw Alaaji Julde ñaan baayam nit ku baax la moom mooy borom assurance te bëgg naa mu assuré la macha allah kon soxna Fifi daal mooy assuré waate waaw soxna Fifi jëbal naa la sama bopp assuré ma jeex na macha allah amoon mbégte jàkkaarloo ak yow Baye Cheikh macha allah ak toute l'équipe de QG macha allah mention spéciale directeur Bouba Ndour tey mention spéciale macha allah wax dëgg yàlla pour la confiance
suñu jëmm ju xeebu ji xam nga toog si télé di wax bu baax moom di wax surtout si diine dafa diis su ma koy xool damay jooy léegi di wax si diine dafa diis bàyyi donc bu amee suñu jëmm ju xeebu ji confiance wax dëgg yàlla itam dimbali ñu ba lépp loo xamante ni nit jébbal na ko fi si laaj fa tabarakallahu yàlla tàggat suñu xel ba macha allah ñu jox sa tontu boo xam ne jàpp nañ ne dëppoo na ak ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala nga may ma rek ma gërëm sama famille ak lu sekkeen gépp di ko teg si loxo gi ko xam ne mooy kilifa gi di góor gi Ibrahima Seck mu ziyaaral ma ñëpp soxna Naata Samba Mbacke Amadou Gueye Thioy Ousseynou Gueye maa ngi koy nuyu directeur commercial macha allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu def ay QG yu bëree ay at yu bëri ndax lii moom wax dëgg yàlla inchallah je rappelle que ci grand QG bi animateurs yi ma ko bokk lépp ku ci nekk di nga préparer discours man boobu ba tey maa ngi bind de toute façon jamais ne rey benn livre bu rëy boo xamee ni livre de remerciement lay nekk donc ñun ñëpp ñu ngi préparer ay discours ci quartier général bu mujj bi alors balaa ñuy recevoir comédiens yi Sidath tey da nga ñëw comme ni nga def keroog fàttali ñu Ndongolo tey nga fàttali ñu ko xamee ni tey bu fi nekkoon day nekk invité quartier général muy Amary Takoma Ndiaye. loolay dëgg Pape merci beaucoup donc damay wax ni changement de direction dans QG tey nag rubrique souvenir mun neen wax ni tey dineen fàttaliku koo xamante ni tey c'est une grande diva de la musique sénégalaise kooku nag buñ koy wax Pape mën naa wax ni jaloorem ak manoorem ci réew mi rëy na te it képp kuy ndaanaan ci biir réew mi am nga ak moom wax fa dëgg yàlla li nga xamante ni mooy li baax li nga séq ak moom li may jëkk wax moo di yow dama lay laaj kan mooy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo su ma la laajee Ndeye Marie Ndiaye Gawlo loo may wax Pape. man damay ree tout le temps dama naan ku neexoon. ndeysaan laata muy génn àddina tase naa ak moom. ma tooñ ko ne ko yaay sa lunette ci dafa ñaaw mu ne ma rafet na moom. déggal lii dafa mënoon bégalee dafa mënoon waxtaan jëlale naa mën a woyam. ndax boo nee mën na woy day nekk répétition lu Sénégal yëpp xam la mais nit ku neexoon jotaay la woon. ku yokk cere dolli ñeex. dama lay laajaat kan mooy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. Ndeye Marie Ndiaye Gawlo mooy ki bokk ak Soda Bousso Nday. kan mooy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. Amary Takoma Ndiaye la ñu koy taggee. kan mooy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. mooy yaayu Lamine Naar. kan mooy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. moo àndoon ak Youssou Ndour bitim réew. kan mooy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. moo àndoon ak Youssou Ndour Bercy. kan mooy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. moo àndoon ak Youssou Ndour France. ginnaaw moo ànd ak Youssou Ndour France bii paa nag fi mooy fële moo di Ndeye Marie Ndiaye Gawlo moo ànd ak ki nga xamante ni mooy le directeur des programmes de la TFM muy le producteur de QG muy monsieur Bouba Ndour nga xamante ni tey dañ leen wax lu xaw a lii nag dafa xaw a kii quoi spontané non dafa spontané ko en fait ndaxte lii mbir la boo xamante ni que bu nar a feeñ tey en exclusivité ndaxte mosul génn ci télé te xam nga comme TFM moom mooy miroir du Sénégal fii la lépp di xewee fii la lépp di maanaam feeñee dañuy ñëw tout de suite wan leen rubrique souvenir avec Ndeye Marie Ndiaye Gawlo en complicité de Bouba Ndour. Voilà, on me dit qu'on est en train de chercher ça cat baaxul yàlla nañu yàlla musal ci cat dafa mel ni yorox laan mook laalum mbépp daanaka ñoo yem dafa gaaw ils sont en train de chercher ils disent taal nañu mais tàkkul lu xew on ne sait pas de toute façon du loolu rek parce que bëri nañu ay vidéo ak ay images ba ci ay son yoo xamante ni Ndeye Marie Ndiaye Gawlo musu koo génne. et nous on a ces archives là. tey nag dinañ ci am tey dañ cee tànn benn. bëggoon ko baaxee téléspectateurs boo xamante ni tey dañ ko am en exclusivité gis Ndeye Marie Ndiaye Gawlo gis ko ci beneen facette et puis ce qui est important naa ko préciser ci style de musique tey bi muy woyee mais ak a kay woyloo ak a ko defloo nu seet yegg si waat voilà donc su fekkee pare na ñu xool ko avec la complicité de l'équipe technique. élément bi dafa sukk na ba daayen wala. voilà et puis damay course ak temps bi en plus bu fekkee nanguwut dem ñu jàll ci leneen parce que bëgg nañu découvrir quand même loolu ay images yoo xamante ni c'est des images d'archives yu ñu musul gis ci ki nga xam ne ni mooy Adjaratou Ndeye Marie Ndiaye Gawlo daan na ma wax na il faut que Adjaratou bi ñu ciy jaar. voilà donc Adjaratou Ndeye Marie Ndiaye Gawlo lañu leen bëggoon woon tuuti rek ci ay images yoo xam ne ni ça nous rappelle beaucoup de souvenir bu ko defee ñu xool ko en attendant ñu may mu génne ko Zeyna am na lu mu war a wax parce que internet yi itam ñu ngi réagir nan ngeen mën a def pour am application bi ñu tuddee GFM et vous mën ngeen itam nekk en permanence ci réseaux sociaux yëpp Facebook Snapchat ak email bi quartiergénéral@gfm.sn ak application bi surtout GFM et vous Zeyna. waaw Pape Cheikh képp koo xamante ne sa courant dafa coupé sax mën nga suivre QG
sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Snapchat wala suñu application di GFM et vous nga xamante ne disponible na sur Play Store ak App Store da ngeen di dugg rek rechercher ko GFM et vous ngeen mun ko am ci seen biir téléphone te dafa am ay rubrique yu neex nag rubrique yoo xamante ne da leen di xamle ak lépp luy xew fii ci groupe Futur Média lu ci mel ni rubrique boobu nga xamante ne team GFM lañ ko tuddee nga xamante ne nag lépp luy waa administration animateurs yi journalistes yi kenn ku ci nekk présentation mi ngi ci rubrique boobu mun ngeen ko commenter am possibilité itam animateur bi wala journaliste bi tontu leen ba tey ci application boobu di GFM et vous Pape Cheikh fi mu nekk nii nag question yi commencé nañu taw pour suñu ay invité comédiens yi fi nekk ak Henri Camara mi nga xamante ne moom la ñuy dalal tey xam naa ne rek ñoom bu ñu toogee Pape Cheikh incha allah ñu jukki ci question yooyu quelque rek daal di leen koy poser. voilà alors je pense que pare nañu pour xool li ñu Sidaat indil tey mosuñu koo gis mais dañu koy partager ak téléspectateurs yi on découvre. gi am dalal bi ngay wàcc dikk ba sa touche étoile. allo. xanaa koor gee la jàpp. waaye koor gee ma jàpp maa ngi nii ci koor gi mu metti lool waaye. foo de man la Bouba Ndour. waaw Bouba ci loo ne. ça va nice yaa ngi ci jàpp gën naa dégg. waaw maa ngi nii rek maa ngi sant bu baax. temps yi moom yéen a ngi vacances de ah. noppalu tuuti waaw ñu ngi noppalu di am na tam na oui si yaa ngi jàmm. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. foo ne ni. maa ngi nii sama gàlle di waaj a génn nii am lu may liggéey. sooy lijjanti si boy en fait dama lay woo. parce que bu ma fontoo boy dama bëgg xaw ma da ngay am rendez-vous xaw ma dama bëgg li nga doon def. nga dem nga bàyyi ko. nga bàyyi ko ñëw fii parce que dama la soxla dama am benn surprise boo xam ne xam naa dina la neex trop 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 xam naa ni koor gi jàpp na la mais daf démb laa ci tombé te vraiment dama ci am benn idée ma bëgg ko partager ak yow xam naa dinaa yàq sa ay kii ay plan mais jaar na ko. ak man de loolu lu rëy. waaw lu rëy ana bagage yi ana sabar yeeg yooyu. man saa su ne damay sama biir maa oto lay. léegi xam nga ne taalal sa oto. nga ñëw fii fekk ma studio kii Sodida. buuba li nga nar a def dina garaaw de. booy ñëwal maa ngi lay xaar moo fonto et yow rek lay xaar yaa ma temps nag damay ndogu de. ok t'inquiète xaaruma solo ñëw léegi. waaw ok à tout à l'heure. ok léegi. waaw léegi Lamine man maa la woon fii xanaa la nga waxoon da nga am benn rendez-vous mais li tax ma lay woo fii c'est pour te faire une surprise parce que comme ni nga ko xamee sa yaay sama séddoo la woon am nañu fu bëri fu ñu jaar dafa am benn bis maa ngi koy wax léegi ci introduction bi ñu nekkoon kër ga yàgg na mat ëpp na 10 ans ñu doon waxtaan ni rek mu jékki-jékki débarqué bi mu débarqué ñuy waxtaan boobu ñu ngi fekk defe naa tuuti rek ndongoloo ndom ci yàlla ci génn àddina mu nekk lu ko métti woon parce que yow xam nga ñoom ñaar amoon nañu relation léegi depuis boobu jour boobu ñuy waxtaan ndeysaan xam nga moom dafa gaawoon jooy nag waaw mu jooy fa tout ça fekk ñu doon teg benn morceau ni ñu teg benn instrumental ñu improviser fa benn affaire léegi nag affaire boobu xam nga loolu yàgg na ëpp na 10 ans te man damay faral di denc sama ay affaire donc mais mu réer ma nag ma koy wër di ko wër ba démb si guddi ma doon seet léegi guddi bi yëpp ma ne il faut ma partager ak yow loolu parce que loolu lu fort la donc dama lay defal surprise bi après ñu dellu si ci d'accord. ok waaw. ah yàlla rek moo xam. Yalla
sama yaay moom phénomène la woon li mu woy Ndongo Lo nii dafa nekkoon lu dëggu ci moom ndax même bi Ndongo Lo génnee àdduna kenn ñemewu ko wax mi ngi ko fekk mu ànd tournée Viviane man mii maa ko wax lii moom lu rëy la luy neex doomu aadama yi la luy fàttaliku la parce que Ndeye Marie Ndiaye nekk na nit boo xam ne kenn waru ko fàtte Sénégal. voilà donc Sidaat moo dem bett Bouba Ndour di producteur mu toogoon ak ki nga xam ne ni mooy Lamine Naar doomu Ndeye Marie Ndiaye Gawlo ak Tické Ndiaye nga xam ne da koo takkoon lool te defe naa lii yaram daw na ci te dégg nañu loo xamante ni mosuñu ko dégg. effectivement dégg nañ ci loo xam ni mosuñu ko dégg. affaire bi li ci gën a impressionné nit ñi moo di maanaam chanté Ndongo Lo mu Serigne Fallou. et puis tamit li ci yéeme encore ci mbir mi. Ndongo Lo mu Serigne Fallou. bañ ne ba dañ naan Ndongo Lo mu Serigne Fallou Serigne Fallou mooy Serignam. Ndeye Marie Ndiaye Gawlo moom tamit Serigne Fallou. mooy Serignam. te lii ba mu koy woy Ndongo Lo mu Serigne Fallou. fekk mu dëddu àdduna. boobu xamul woon ni dina ko fekk si. comme pour te dire que ni àdduna moo demee nii amul solo. ba tax na lii rek nekk na loo xamante ne lu nu war a gën a bàyyi xel. ci àdduna comme ça jëf yi di rafet. àdduna amul solo voilà demal maa ngi ñëw la lii ba mu koy way xalaatu ko woon. te tey gis nga tey sunu borom yal na ne yàlla wane na nag ci barke Serigne Fallou. ndaxte Serigne Fallou moo dee si seen biiru xol. sama yaay Adjaratou Soda Bousso xam naa ne gisuma ko waaye xam nga ni xam naa ne li bu ko xoolee yaram daw. et puis Pape en même temps di nuyu kooku di Papi Cissé di fils de Ousmane Cissé directeur des mines moom il adore QG. voilà et puis tey ci bis bi tamit dañuy fàttaliku Adjaratou Madiodio Gningue moom mu ngi génnoon àddina il y a 2 ans un 2 juillet plus ci li nga wax léegi ci Ndeye Marie Ndiaye Gawlo moo tax sama xel dem ci moom donc moom tey 2 juillet bi il y a 2 ans ci la ñu woowoon nañu ki woyoon Luyaas woyoon Fiiruma woyoon ay woy yu am solo génn na àddina voilà donc moom fekk amoon na combat bu mag bu mu doon am ak feebar bi di cancer voilà donc mu génn àddina tey ñu koy fàttaliku ndax ça fera 2 ans combat boobu nag doomam mu ngi koy àggali ca France di Adja Touré parce que def na fondation boo xamante ni fondation Madiodio Gningue la ñu ko tuddee ngir xeex feebar bi di cancer donc Adja ñu ngi ko ci sargal bu baax tey ñu ngi fàttaliku sama yaay ji alors li garaaw mooy muy Ndeye Marie Ndiaye Gawlo Ndeye Marie Ndiaye Gawlo dañu bokk Soda Bousso Madiodio Gningue dama bokk ak moom doomam Adja Touré donc li nga def nii tey tax na ba mu et puis tombé moo waral ay gaaf waral ay gaaf comme on dit tey 2 juillet ñuy fàttaliku. et puis Pape aussi y en a d'autres Adjaratou Madiodio Gningue ma xamante ni moom ndaanaan la musa doon. tey bu ñuy xool tey théâtre national Daniel Sorano. seeni jaloore yu fa def voilà et puis tam boo xoolee bul ma fiire moom moo ko woy muy it bu xamante ni que dafa touché woon les Sénégalais. waay d'accord ak Luyaas ak Fiiruma mooy que rek li ma xam ci ñoom mooy que ñoom ñaar ñëpp ay taalibe Cheikhul Khadim lañu woon. c'est ça te ku ci nekk wane nga ko ba mu dëggu ci sa xol. te am nañ rafet njort bu baax ci ñoom. mais man damay delluwaat di wax ne ñun ñi leen di bëggee. nañu leen di fàggul loo xamante ne. bu ñu tollee ci jafe-jafe. mën a gis suñu ndimbal aussi ci ñoom ak ci seeni doom. ndaxte xol wannu lu gën a diis dimbali ma tamit dëgg ci xolub ko mu jóge. voilà donc ñu ngi sargal surtout waa fond Madiodio Gningue pour le cancer ki ko jiite di Adja Touré nekkoon doom ci ki nga xam ne ni mooy Madiodio Gningue mi ñuy fàttali ko merci en tout cas Sidaat ci ki nga ñu indil tey ji Ndeye Marie Ndiaye Gawlo ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax laataa ñuy àndandoo nag ak comédiens yi ils sont déjà là ma sœur elle est déjà là assise merci d'être là les autres aussi sont sur le plateau on va les recevoir dans quelques minutes on en profite juste pour fàttaliwaat leen ni mën ngeen a profito ci mbaqus yu Orange Money alors avantage yi bëri na avantage yu calpe Orange Money mën nga yónnee wala nga jot xaalis alors nga yónnee wala nga jot dafay
mooy tax saa yoo yónneewee wala saa yoo jotee nga am ay points yoo xamante ni bonus la ñu ko tuddee bonus yooyu nag boo ko amee mën nañu la may lu toll ci 25000 jàpp 1 million et puis pour wan leen ni du ay nax saa neex ci boppam moo leen di fekk seen i kër jox leen seen i suukaru koor ak seen i enveloppe yooyu nga xamee ni duun na xeetuk duun goo xamee ni yaa Orange ak calpe Orange Money moo mën a jagleel loolu ay kiliyaanam ñu ngi gërëm itam bu baax Sall Industrie nag mooy tax léegi benn xale chomeetul machine yi bu ngeen ci bëggee da ngeen di wootee ci numéro téléphone yi nga xam ni mën ngeen ko gis ci publicité bi bu ngeen wootee après ñu jox leen machine ngeen mën di ko fay 25000 par mois gërëm tamit Papa Gastro alors mën ngeen dem ci espace boutique à emporter bi nekk Sacré-Cœur 3 wala ngeen woo Papa Gastro ci 33 824 47 47 kulim juum ñi jàpp ci suñu combat yëpp ñu ngi leen di gërëm xam naa ni buñ dee jeexal jotaay bi ci grand quartier ku ci nekk di nga am lu spécial loo xamante ni QG moo leen koy jagleel en attendant on va vous proposer une petite pause réclame juste après ñu ñëw àggali